dafa ñàng trop mënu ma la wax sax lépp nii mais gis nga gars yi loolu dañ dem ba xeeb liñ doon kii ay décharge électrique la ñu dañ dem ba xeeb liñ doon kii ay décharge électrique la ñu gën a noot gars yi rek xam nga loo xamante ni ci néeg la nekk ñun ñoo bokk néeg maanaam quoi donc juróom téeméeri góor ñun benn affaire bu fa xewee ci diggante ñaar bi ñun war nañ ko mën lijjanti ci ay affaire yu ñàkk fayda te dégg ay sama kudd sama pot loolu rek day tax ñu fëgg gaar yi ñëw de mais loolu ñoom bu ñu ñëwee kudd ak pot kooku mën nañ leen ko ne leen maanaam loolu kudd ak pot du dara mais dañuy génne gars yi pour wane tiitalaate di bës ay décharge électrique ay boy ndaw yi yuuxu ay tuwaale jigéen yu xam yu bu la blanc bu la ci dalee day mel ni mbolte ñoom ñu noonu lañ leen doon toog bu doon sax bandi yu mag lañ koy def ñu ne waaw mais léegi commencé lu ñu aussi rek ñun rek gën leen a sonal gën ñu sonal ñun c'est rëcc bi toog un moment ñu kasare ñu ko ci biir waaw duñu am pour na am wala ay maaf la weex donc la wala ay gaaf la raw shit la wala ay gaaf la indice bi kon la wala tun xaaf la bàkku la ci ba noppi ñu saf la nu mu demee ba goylet bi parteeru black bi gaf la dëgg la wala ay rêve la partenaire bi digg yow barke big est-ce que teef la salaamaalek popo nekk forbe wala entre roy badang koram tudas wala perpe coow li tàkk jëppet est-ce que sa nekk blay mu crime la wala optique bi clate maquette ba nii nang ko par rapport ak sa enquête 31 mai never ever duma ko forget def naa ko sama tête immeuble bi laaw na si ville bi nga nga ci tel bi am teg may sàkket mbaa dox ko bi daas ba màgget wala pour nga fële fak ñu daas paquet jàppal ni lu mu guddi dana bot set teg naa sa lettre from jello boy never laalu sunda never ever mun laa forget Système politique belle incarcéré wàññi carrément sa allure ci scène politique yi xañ la complètement sa freedom ñu la diggante quatre murs delloo gris sécurisé quatre cellules fëgg la feni fen daal lay gaare forget la ville forbe ku taal capital wala 100 mètres carrés vraiment c'est dur da ngay waaru sometime doo bëgg lu dul xaru ngay góor di jigéen du aaru désespéré bis boo ko defee weere la defeere rek la mën a libéré low bay sa fës noon xam ko bëggu la dëgg la bàyyi nga gannaaw njaboot bu soutien moral di manqué ñàkk après choc ennui di leen escanté tàmbale am sañ-sañ bay fréquenté fépp xeetu danger bañ ko yëg jéggi nekk dëgg changé dugg ci armeel yi gas kambu ba meel yi li nekk ci teel yi xejul ci xel yi envoyé leen ko ci mail yi prisonnier yi góor yeeg gel yi mboor yeeg peel yi leel yi nuyu seen deru yeel yi dañuy xiif ba dangay seen seel yi daru ci el yi couloir yi chambre noire yi di patiente déclenchement ku di ci noir yi di kóolu sagan bi tranquillement teg ko ci temps bi di xool ci jugement bi di fàttali ko tuulu avocat bi ni mu aggravé ate sa cas bi coono mère bi ak baab bi si teye gaa yi gis boobu lee na nga bàyyi révisé leen procès verbal yi taxaw ci kaw yeneen boy ànd ak rëbbee sax taara dooy libéré innocent yi ci mandat dépôt yi kaddu prisonnier yi ci rajo yi wane ko ci TV bi rëdd ko ci journaux yi laaj commissariat lu yokk trafiquant de chrono yi dépense madame bi wala boog 3 mooy bu ñu nappante mooy jalmaan yi jagaan lañuy lekk fu ñu nekk te heure bu graaw lañuy nooy fokk ñu claté autorité yi bu ko jaree ñu fësal nooy mënuñu lu dul mbulee jaaxaat seen canapé yu nooy kumba ci crise bi
jeunesse bi mooy farata bu njëkk bi borom dëkk bi appalaay ñombr war na brand ci business bi tax nga foobe zéro nombre lu tolloo junni sagataak lu teg ñooy dankaloo ci benn chambre jokkal seen dépense bi teg leen ci défense bi deful magistrat yi ci këru àttekaay yi c'est pas normal li ñu àttee gaay yi loolu nekk tax fii si bu ñu falee ñoom duñu bàyyi asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen siyaar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaroo di leen bëggee di leen saafoo di leen diwoo di leen raayoo di leen toccamikoo man la Mollah Morgun seen mbokk sénégalais patriote moo ñëw di waxtaan ak yéen donc lii benn waxtaan la boo xam ne récapitulation la rek par rapport ak li nga xam ne dañ ko waxoon démb mu am bon ba yeewu demoon wàcc ñëw fekk vraiment gars yi partagé vidéo bi bu baax a baax ma gis ni moom moo nekk ci fil actualité yëpp ñëpp di ci waxtaan c'est l'affaire Ardo Gningue l'affaire du boutiquier aussi et cetera donc muy li nga xam ni ça m'a réconforté gis naa ni gars yi jël nañ ko di ci xeex taxaw ci di ci lamenté wu waaye aussi di ci indigné wu ils sont pas restés indifférents ci li nga xam ni am na fi moom mooy njaayum doole bi nga xam ni les hommes de tenue ñi ngi koy def di ko sibirloo askan wi te lépp mu jógee lu ñu naan des ordres d'en haut maanaam jóge ci kaw ci hiérarchie bi donc loolu tax na vraiment bu ñu wàccee xool affaire yi tax na ñu ne xaaral ñu def benn récapitulation bu gaaw parce que am na ñi nga xam dañu am benn paresse intellectuelle bu ñëwee fekk benn live bu 1h30 wala benn bu 2h20 wala 3h whatever so duñ jël seen temps xool ko loolu day am donc paresse intellectuelle boobu la ñu am donc il faut ñu leen di aider à ce que aussi ñu bañ leen a beddi ñu dugal leen ci éveil de conscience bi ñuy résumer yenn yi pour di leen ko jox des fois bu fekkee dafa am benn waxtaan boo xam ne xaw na gudd et que ñoom dañu am benn paresse intellectuelle pour lire wala pour dégluwaat ñu récapitule leen ko parce que n'oubliez pas que mooy lu écrivain boo waxoon nee na l'africain ou bien le noir boo ko bëggee nëbb benn secret da nga koy dugal ci livre donc ça montre encore une fois que l'africain ne lit pas la quasi-totalité des africains ne lisent pas donc dañuy taye la lire wala taye la déglu ay audio yi nga xam ne ça fait 2 heures de temps ou 3 heures de temps c'est pas parce que dañoo amul temps ñoo ëpp temps fuuf mais dañoo am paresse intellectuelle parce que bu dee blanc bi moom malgré il lit des bouquins de 1000 à 1500 pages da koy lire bu wàccee day lire bu nekkee ci hôtel day lire bu nekkee ci plage day lire da ngeen di fekk tubaab yi ñu nekk ci plage yi africains yi black africains yi di leen jaay ay bagages di leen jaay ay articles mais ñoom ñi ngi tëdd di yor seen i livre di lire ñi ngi ci comment dirais-je ñi ngi ci parc yi di lire ñi ngi ci restaurant yi di lire ñi ngi ci bar yi di lire donc mooy lu écrivain boo waxoon africain boo koy nëbb secret da nga koy dugal ci biir livre donc parce que ñoom dañu am benn paresse intellectuelle donc whatever so loolu yëpp grawul du tee dinañ aviser la société sénégalaise waaye dinañ leen aussi di
rappeler encore une fois que il faut ñuy jël seen temps di lire jël seen temps di feuilleter les articles jël seen temps aussi di déglu li nga xam ni mun na leen amal njëriñ wala mun nañ cee jëlee information boo xam ne peut-être xamuñu ko ci woon. loolu rek moom moo ñu mun a dimbale mooy li may faral di wax il faut ñu yokk bibliothèques yi il faut bibliothèques yi am ci mbedd mi des bibliothèques municipales xam nga ñi nga xam ni gars yi dañu mën a jóg n'est-ce pas di dem di lire ay livres di dem di àbb di delloo ñun dañ koy def fii di àbb di delloo te chaque jour que Dieu fait damay jóg dem ci bibliothèque bi jël fa benn livre delloo beneen livre bi jël beneen livre delloo beneen livre bi donc au-delà des voyages yooyu yëpp mun na la jox xam-xam mun na la yokku mun na tax nga comprendre lu bari ci àdduna donc ginnaaw bi ñu leen nuyee sant leen màggal leen donc je pense que lu ma mun a wax moom mooy résumer l'actualité moom mooy Ardo Gningue activiste nag amul école bu muy génne kenn du ko jàngalaate kenn du ko def ci doomu aadama waaye day doon benn besoin boo xam ni envers toi sa propre personne bu ngay def ci sa bopp n'est-ce pas maanaam activisme daal du lenn lu dul nga am envie de porter un combat n'est-ce pas pour ta population nga jóg taxaw pour sa population activisme day am ci lépp du rek ñuy live activisme dina am ci corps bu ne da ngay gis koo xam ni corps professoral bi ñoo xam ne dañu ay activiste lañ corps médical bi ñoo xam ne ay activiste lañ et cetera bureau yi activiste mun na feeñ fu ne n'est-ce pas c'est prôner ay actes yi nga xam ni envers ta société que ça soit politique ou social ou whatever loolu moom mooy l'activisme donc loolu dina feeñ ci fu ne waaw donc moom Ardo Gningue il s'est porté volontaire n'est-ce pas mooy volontariat porté volontaire doon activiste ci société bu yàqu ci société bu metti ci société boo xam ne bu compliqué ci société boo xam ne dañoo tayal a lire ci société boo xam ne dañoo tayal a déglu ci société boo xam ne dañoo tayal a xool mu porté volontaire ne activiste la dëkk ca Tiwaawoon activiste comme Ardo Gningue mu toog Tiwaawoon comme man ni ma ko defee à des milliers de kilomètres du Sénégal ma dégg benn village boo xam ni xaw ma fa doomu aadama aw ma fa mbokk sama dara nekku fa muy Ndingler ma gis ni am benn borom doole homme d'affaires bu leen di jaay doole bëgg a nangu seen suuf bëgg a teg deal moom ak gouvernement bi pour nangu suufu Ndingler jaay leen doole jël presse bi comme arme utiliser gouvernement bi pour fekk ay pauvres paysans foqati seen suuf teg ci loxoom doxalee ko nu mu ko neexee man à des milliers de kilomètres des centaines de milliers de kilomètres ma xalaat ni mais ces pauvres paysans là war ñu leen seetaan donc j'ai porté ce combat def ko sama combat bopp xeex ko woy ko def ci woy xeex ci def ci ay live xëpp ci kaani wax ci ba mu yegg ci mooy ñi nga xam ni ñoom ñooy les principaux concernés ba ki nga xam ni moom laay attaqué doon wut ay yoon yu mu jaaree ba dégganteeg man pour mun ma expliquer et ça ma tëj buntu yooyu noonu tey yàlla def gain de cause tey village waaye dellu nañ ci liñ newoon ils étaient calme cool kenn xamewu leen kenn xamu leen woon ci dara gis ngeen tey bu ñu leen bàyyee leeg seen suuf ña nga ca si seeni suuf di bay dundee di doyloo suñu boroom point kenn déggatul Ndingler ña nga si seen jàmm ñoom bëgguñu woon kenn dégg leen donc dañ leen fekk foofu tooñ leen toññarti leen fekk leen foofu jaay leen doole bëgg nangu seen suuf ñu jël 2 millions CFA yu woo kong def ko ci sac bëgg a dem corrompre chef de village ba mu lank ba tëdd ci suuf si bañ tufli ci 2 millions yooyu noonu mu wane foofu ngor wane foofu jom wane foofu fulla wane foofu fayda waaye wane foofu doyloo yàlla encore une fois parce que ku doyloowul yàlla ñu jël 2 millions de francs si un pauvre paysan di ko teg ci sa di ay billet yu bees pull ubbi sac bi won la ko ne la jëlal 2 millions yi nga noppi je pense bien que ñëpp gis nañ le chef de village de Ndingler mu xëpp ci suuf gàll ci te ñu bari doon na ñoom wala seeni waajur laa la wax dañ koy jël di boole ci di fecc di tëb di daw sacrifier tout un village
donc wane na un village bu am ngor, un village bu am jom, un village bu am valeur, un village valeureux. loolu mérité nañ ko leen xeexal ma jël xeex ba def ko. Ardo Gningue une semaine lañ ci teg am beneen village bu ñu naan Tobène. Tobène nekk ci Thiès ca village ya ca arrondissement ya. Tobène nekk village bi nga xam ni il faut ñëpp xam ni Tobène malgré que ñi ngi Thiès ñi nga ca àll ba waaye Tobène amul ndox. waaye Sénégal war a xam ni monde bi ak fu mu toll nii ñi leen di wax ay waxu centrale nucléaire, ñi leen di wax ni ay énergie solaire, ñi leen di wax ni ay énergie éolienne. nekk ci monde boo xam ni scientifique. Sénégal am na ay villages tout à côté de Thiès yoo xam ne amuñu courant amuñu ndox. Tobène ci la bokk. Tobène amuñu ndox. rigole ga ñuy am ndox mu ñuy am kus néew mi ngi jóge ci ICS. foofu la ñu jaarale benn tuyau dëkk ba ku naan ndox rek ndox maa ngi jóge ci ICS. lu leen ICS sant ñu bañ mu tëj robinet waa Tobène du ñu naan ñooy wëri teen. comme jamonoy jàngaru Jolof bu Jolof maree naan Njaay jaata Njaay moo bënnan teen ba waa Jolof mën caa naan. comme 1800 1700 yi ñu doon raconté ba tey mi ngi Sénégal bu Tobène maree naan ICS da leen di ubbil robinet pour ñu naan. ci dëkk boo xam ni am na président bu ñu naan Senghor mu def ay moom ak Abdou Diouf 40 ans jóge fa jox Abdoulaye Wade def plus de 12 ans jox Macky Sall dëkk boobu à côté de Thiès amuñu lu ñu naan amuñu courant ay lampe tempête la ñuy taal. kan moo am fitu taxaw ne Sénégal est un pays développé, Sénégal est un pays émergent, Sénégal est un pays en voie. Il n'est même pas en voie de développement. C'est un pays triste. C'est un pays qui sombre dans le noir de plus en plus. Plus que ñuy dem, plus que muy sombre dans le noir. C'est un pays qui va disparaître d'un jour à l'autre. Et c'est moi qui vous le dis. C'est un pays qui va disparaître de la planète. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Donc, Ardo Gningue mi nga xam ne mi ngi Tiwaawoon Thiès Tiwaawoon ICS mooy Mboro kon donc Tobène mi ngi nekk Mboro département bu Mboro gii am village ba fa ne amul courant amul ndox te bëri na ci Sénégal bu fekkee à côté de Thiès am na village bu amul ndox amul courant kon nag imagine leen village yi nekk ca Tamba imagine leen village yi nekk ca Fuuta imagine leen village yi nekk ca Kédougou imagine leen village yi nekk ca Bundu et les pays Bassari donc foofu waxatuma laa Thiès bu dee à côté de Thiès am na village yu amul ndox amul courant kon waxatuma laa nag village yi nga xam ni c'est des villages lointains yu sori yu génn dëkk ba. Ardo Gningue mi toog këram Sénégal il faut ngeen conscient ci lii am ay magum jëmm ngeen ña am Facebook di déglu wala WhatsApp wala Viber ku ci nekk boo dee yàlla dina la àtte ci say jëf. ñun du ñuy xale te waruñu wane ni ay xale lañ ci live yi waruñu wane ni ay sañuy réaction di wane ni ñun am duñu xalaat dafa ruslu. il faut que ñu wane ni ñun dañuy xalaat il faut que ñu wane ni ñun ay nit lañ du ñuy mala. configuration d'origine bi yàlla ay nit la ñu def nit mooy nite nit mooy xalaat nit mooy xel ñu koy wane ci suñu live yi di ko wane ci suñu acte yi di ko wane ci suñu bind yi di ko wane ci suñu commentaire yi nit parce que ab nit bu xamul bu ñëwoon ubbi tey live xool war na mun a xam nii est-ce que société bu éveillé la wala société bu dof la wala société bu ñu animalisé la wala société bu ñu robotisé la mu war na ko mun a xam à travers nu nit yi di comporté woo ak nu nit yi di réagir ak nu nit yi di commenté. parce que Ardo Gningue sénégalais la comme yow carte d'identité bi nga am la am papa la am ak yaay ak kër nga am ko papa ak yaay ak kër warul la gën a gore soit defoo. waaye nga mun a ànd ci idée bu mu def wala acte bu mu def que ngay gisee neneen wala ngay réagir comme koo xam ni yàlla mayu la xel yàlla lu mu la may da nga ko war a doyloo won yàlla ni nga reconnaissant ci lim la may
mooy nga développé ko mooy nga won yàlla saa su nekk lan ma may num néew maa ngi koy jéem a développé maa ngi koy jéem a yokk xel ba nga ma may judduloo ma dof judduloo ma doon ay handicapé moteur wala handicapé physique wala handicapé leneen ak leneen cervelle sama côté cerveau bi donc nga won yàlla ni lan ma may maa ngi koy développé alhamdulilah suñu borom loolu dafa am solo. maintenant comme niñ ko mën a waxee Ardo Gningue dëkk fuñ naan Tivaouane dégg ca Tobène ne ICS dafa bëgg a nangu seen tool yi nangu lépp di récupérer ko pour mun a dàq village ba jëlee leen fa parce que amuluñ ko njëriñ nit ya fa nekk dañuy liggéey ICS ñu leen di liggéeyloo comme ay jaam ci salaire yu bon yu dérisoire yoo xam ne mënuñu ci dara ñu leen di exploiter l'exploitation de l'homme par des indiens ICS ay indiens ñoo ko moom la capitale 99% ay indiens ñoo ko moom c'est plus une société sénégalaise il faut ngeen xam ko ay indiens di exploiter le village de Tobène bu amul courant amul ndox ñu leen di mbay ndox jël nit yi di leen liggéeyloo comme ay jaam léegi ñu bëgg a nangu seen suuf Ardo Gningue xalaat ak Tivaouane ni muy bëree nit ak ña fa ne ci doomu aadama yu dox Ardo Gningue ne non foog ma dem xeexal ñi ñu gis gendarmerie ñu yónni leen fa des milliers ñu dugg ci biir kër yi di toj kër yi di daj almoire yi di rajaxe nit yi di yanu di dóor di bàcc di dugal ci ay oto di yóbbu di dem di defeere ji Ardo Gningue dégg loolu jóg ne bëre taxaw ne li warul injustice bi may dégg nii muy riir jóge Tobène di riir ba biir Tivaouane ci samay nopp man bu ma toogee fii di xool loolu du ma gor bu ma toogee fii di commenter loolu du ma gor xaaral ma jóg dem jàpp ci liggéey bi Ardo Gningue bu mu ñëwee Tobène dafa fekk ñu ravager nit yëpp jàpp paaya jàpp maire ya jàpp xale ya ñëpp ñu jàpp leen dóor leen mënoo dóor leen ba dajji almoire yi génne ñoo xam ne dañ doon làqatu village yoo xam ne musuñu gis police musuñu gis gendarmerie amuñu ndox amuñu courant waaye dañoo doyloo yàlla toog ci li ñu amoon doyloo yàlla kenn déggu leen ci dara xëy gis 10 000 ay contingent gendarmerie armé jusqu'aux dents di raag ak ñoom di leen loqati ci almoire yi di leen génn ci defaale lal yi ci suufu defaale lal yi di leen loqati fépp ci duus yi di leen génn di leen dóor jàpp ay papa di leen dóor jàpp ay yaay di leen dóor lonk leen ay lam maanaam monot yi dugal leen ci ay oto yóbbu leen Ardo Gningue bu mu ñëwee fekk na ñu ravager gendarmerie jaar fa ravager village bi yëpp ba mu jeex assiéger village bi ne kenn du génn donc bu mu ñëwee xool laajte gars yi expliqué ko kër gu mu dem laajte ñu ne ko yóbbu nañ chef de village ba yóbbu nañ doom ya boo xoolee liste bi yëpp ay famille lëmb lañ yóbbu famille lëmb la gendarmerie yi yóbbu da ngay gis ñoom ñëpp ay bokk ay sant Pape Ndiaye Cheikh Ndiaye Omar Ndiaye Ndey Konde Ndiaye Alassane Ndiaye Ousseynou Ndiaye waaw Mor Gaye Pape Gaye Cheikh Gaye Idrissa Gaye donc famille ay famille lañ yanu yóbbu leen bàyyi fa maire bu màgget bi buy doxee bant ak paa bu màgget bi nga xam ni pour jóg sax dox munu ko Ardo Gningue gis village boo xam ni ay nit a fa newoon mu ñëw fekk mu vide bu mu ñëwee laajte ñu xamal ko ni ravagé nañ waa village bi yëpp yóbbu nañ leen tëj leen ci kaso yi dóor nañ leen nag ba ñuy bëgg a dee yóbbu nañ leen amu fa papa amu fa yaay amu fa doom amu fa dara xamu leen woon nee na mam bu muy jóg Ardo Gningue di dem foofu sax bu mu demee garage kum laaj nga ne ko xaw ma Tobène borom oto bu mu laaj pour mu yóbbu ko Tobène daa xaw ma Tobène benn nit moo ñëw fekk ko muy laajte mu ne man xam naa Tobène Ardo Gningue luwee ko yu kooku moo ko yóbbu Tobène muy xaalisam ginnaaw jot gi ginnaaw temps bi lu mu jël ginnaaw énergie bi xaalis génn na foofu boo xam ne kenn may ko kenn joxu ko kenn financé wu ko alalam la moom mu dugg ci dem ba village Tobène ba mu fa ñëwee tamit ab jigéen moo ko jël ki nga xam ni ne ko mun nga dëkk fii ci kër gi en attendant parce que foofu la nekk di laaj villageois yi di leen laaj ba guddi ab sanday moo ko woo ne ko ñun comme jël nañ suñu papa yi yóbbu suñu yaay yi suñu jëkkër yi suñu lépp donc je pense bien que mun ngaa ñëw nga tëdd fii nga dalloo fi Ardo Gningue nee na
li may wax ni dama koy récapituler parce que démb live daa rek Ardo ñi ngi wax na lépp dama koy récapituler pour ñi nga xam ne dañoo am paresse intellectuelle ak ñi nga xam ne jotuñu déglu live yi parce que paresse intellectuelle surtout parce que duñu déglu mukk dañuy ñëw rek fekk mbir rek bëgg a ñëw nga comme ay doomu buur daal nga nettali leen lépp quoi bàyyi la ngay wax concentré wu ci ñoom nettali leen lépp quoi ay doomu buur macha allah. donc Ardo ñi ngi nee na mu fanaan fa bam fa fanaanee yeewu récapitule lépp dajale lépp ay information dem Tiwaawoon woo waa ñi nga xam ne ñoo des ku néew ci village ba ne leen ñëw leen ñu dem Tiwaawoon def marche joytu ko ci autorité yi pour ñu xam ni village ba yëpp jàpp nañ leen yóbbu jaay leen doole dóor nañ leen torturer nañ leen buñ dajaloowee taxaw ci wetu gendarmerie bi pour ak seeni pancarte ak seeni këyit yiñ taqale n'est-ce pas ci la leen gendarmerie fekk foofu commandant ak ñeneen ñu fekk leen foofu ne ko danga yow lan da ngay marche waaw ñu dóor ko mën a di jël yóbbu gendarmerie ñu jël Ardo ñu ngi yóbbu gendarmerie buñ ko yóbbee gendarmerie boo duggee gendarmerie am nañ benn salle bu mag boo xam ne foofu la ñuy réunion table yi ñu jël Ardo ñu ngi def ko comme genre élève primaire par cas teg ko ci table bi 8 taxaw gauche gendarme 8 taxaw droite ay gendarme ñu kagule 2 téye loxo yi 2 téye tànk yi ba mu ne ñareet tàlli ku ci nekk yore luñ naan décharge électrique waaye ku ci nekk yore luñ naan maliguli ngeen gën ko xam ci maliguli livre yu woo kong yu dëgër yu yaxe yoo xam ni day tas yàpp ku ci nekk ñii di téye ñaar ñi téye kenn ku nekk ñaar téye loxo yi ku nekk téye benn loxo ñu buddi ko teg ko ci table ñaar téye tànk yi mu dëgër këcc 8 nekk fii 8 nekk fii 8 plus 8 égale 16 mu des 2 fële 18 2 ci ginnaaw ak commandant bi nga xam ni moom moo leen ko sant ñu jàpp ko di wulli di tulli di ndulli di wulli di ko dóor yoo xam ni kenn mësul gis xeetu dóor yooyu ci doomu aadama tonfa loolu lii fi tonfa la tudd merci beaucoup monsieur le policier di ko wulli et le colonel di ko wulli ba nga xam ni mu toll ci dund ak dee ña pare munul toog munul taxaw ñu koy nag boole ci di ko imposer ay aveu yaa wax lii yaa def lii jël lépp jël lu mel ni 500 kilogrammes xaaju genn wàll libre bu yamba maanaam 500 grammes 500 grammes de yamba dugal ko ci poche Ardo Gningue bi ne ko yaa ko fi indi 500 grammes mu ne indiwuma ko fi ñu jàppaat ko di ko wulli ba muy bëgg a dee pour forcer ko ne ko 500 grammes yamba yi yaa ko fi indi Ardo Gningue ci waxam ak ay preuves tangibles Ardo Gningue ci waxam ñu jël ko dugal ko feneen foo xam ne beneen gendarme moo toog moom di xaar kooku moo war a def procès verbal moo ko war a enquête ñu Ardo Gningue taxaw parce que dóor nañ ko ba munul toog munul taxaw kooku di ko laaj ne ko waa bon yamba gi ñi génne yamba gi ci poche bi kooku teg ne ko yow yamba gi fu mu jóge yaa indi fi yamba bi mu ne ko non ñii ñoo dugal yamba bi kooku di dof-doflu gendarme boobu di dof-doflu mel ni ko yëgul lu xew yow yaa dugal yamba bi fii mu ne non dugaluma yaa ñu ne waa yow yaa dugal yamba bi boo yow da ngay tux yamba laaj yeneen gendarme yi nga xam ne ñoo doon dóor Ardo Gningue ba mu ne yar ñooñu ñëw ne waaw yamba gi moom moo ko moom colonel bi ne waaw yamba gi moom moo ko moom te ñoom ñëpp ñoo ko mafia seen biir muy mafia organisé bandi ay bandi d'état ñu ne ko kooku ne ko kuy enquête procès verbal bi ne ko yamba bi yaa ko moom Ardo Gningue bañ lank na moom ma yamba bi lu may doyee yamba bi soxloo ma yamba bi du ma tux cigarette
kooku ne ko moom mi ngi nii te gendarme yi yëpp nee nañ yow yaa ko moom yaa ko indaale. donc ci biir procès verbal bi ñu bind si détention de chanvre indien 500 grammes dugal ko nag ci fu nga xam ni fu lëndëm la fu xat foo xam ne ñu tëj ko fa foo xam ne foofu la ñuy sawee ñëpp xam nañ gris foofu la ñuy puubee foofu la ñuy defee lépp sangu sax amul foofu ngay sawee foofu ngay puubee amul lal amul matelas amul bassin amul dara tu te couches à même le sol Ardo ñu ngi nekk ci gris bi ab nit moo fa ñëw koo xam ne xàmmee na ko romb mu piis ko woo ko mu ñëw mu xamal ko ni gars yi dañ ma doon dóor munuma toog munuma taxaw sama yaram yëpp tas nañ ko dama bëgg nga dem nga xamal ma sama waa kër nga xamal ma sama waa kër que dañ ma doon torturer tuuti ñu ray ma kooku moo fuité affaire yi parce que moo daw génn wax kër ñoom Ardo Gningue ne Ardo Gningue dañ kaa dóor ba moom bu mu ko gisee sax dafa tiit xàmmeetul waa ji bu mu gisee Ardo Gningue dafa tiit parce que il s'est demandé mais nan la ñuy mun a defee nii nit doomu aadama dóor ko ba muy lappi-lappi kooku moo fuité affaire yi ne ko dawal balaa ñu laa gis parce que fu ñu ko dugal kooku kenn war amul droit ñëw fa Ardo Gningue toogu fa taxawu fa lañ lu ko fa génn waat mooy dañ koo menotté yóbbu ko prison bu Thiès foofu la mujjee toog dalloo fa en attendant dóor yi res ñu mun ko yóbbu ci procureur donc buñ ko jëlee ci gendarmerie Tivaouane nuñ ko fa torturé lépp toroxal ko fa fenloo ko kole ko motif ci ay yamba guñ yor dugal ko ci poosam après ñu defeere ko fuñ naan maison d'arrêt et de banditisme bu Thiès foofu la recelé ay dóoram ñu dàmp ko fa toppatoo ko fa ñam gis prisonniers yee jàppale ko mu fekk fa tamit waa Tobène et cetera et cetera donc noonu la Ardo Gningue dund ba bërki démb bu mu génnee démb ma jël ko en live and direct nii la ko expliquer pour ñëpp xam ne lii la Ardo Gningue dund ci loxo commissaire bi ci loxo colonel bi nee naa ko nag il faut porter plainte Ardo Gningue jóg na moom tamit bàyyiwul noonu parce que warul yomb noonu ñun du ñuy ay doomi xaraam yoo xam ni ay nit ñoo ñuy jàpp ñoom ñuy jàppee seen bopp nit di ñuy dóor ba ñuy bëgg a dee di ñuy toroxal di ñuy sëf yamba di ñuy sacrifier ñu nar ko seetaan c'est trop c'est trop mënuñu toog di seetaan li nga xam ni bu yàggee dañ ñuy toroxal bu yàggee dañ ñuy rey te nag ku bëgg a dee wequ am na loo xam ni nag di ko toog di ko seetaan bu yàggee lañ la def mérité nga ko donc Ardo Gningue démb mu demoon pharmacie ñu déggante mu nekk pharmacie photo baa ngi fi mu dem pharmacie jëndi ay bagages bum ca paree tey mu yeewu dem ca hôpital am na certificat médical bu Ardo Gningue ngi nii certificat médical bu Ardo Gningue mi ngi nii tey la dem porter ji plainte pour gendarmerie bu Tivaouane certificat médical Ardo Gningue ñu ngi nii âgé de 26 ans di boy bu ndaw le 25/8/2020 la victime mi ngi nii lu ci ne douleur musculaire intense ak yeneen défloration des hanches maanaam tout yaram bi yëpp lañ tànc mi ngi nii donc certificat médical bu Ardo Gningue mi ngi nii dem na déposer donc suba incha allah dina déposer ji plainte bi au niveau du procureur de la république li nga xam ne nag dañ koy subir moom mooy excès de gel li nga xam ne dañ koy subir moom mooy njaayum doole li nga xam ne dañ koy subir moom mooy banditisme d'état loolu dañ ko war a régler une bonne fois parce que tamit bu peuple bi amul ful la jóg rayante aux États-Unis lan moo waraloon fipp bi passé Black Lives Matter lan moo leen taxoon a jóg mais policiers yi rey nit ñaata policiers ñoo rey nit Sénégal mus nga gis fipp bu mel ni bu États-Unis mus na fa am jamais
jamais musu fa am Floyd lañu rey Amérique yëpp tàkk lakk magasin yi loolu yëngu Amérique yëngu boo xam ni kenn musul yëngu yoo noonu muy France soulèvement populaire yi amoon ay Grigny et cetera France yëpp di tàkk si vous vous souvenez très bien lan ma ko waraloon ay policiers yi dàqe woon ay booy ba booy dugg ci benn dynamo bi taal leen courant bi lakk leen ñu dee France yëpp génn donc bari na ci soulèvement populaire yoo xam ni loolu moo koy indi Sénégal rek le policier di rey nit te coow du jib Sénégal rek le policier di fenal nit te coow du jib Sénégal rek le policier di dóor nit ba mu sedd guy te coow du jib Sénégal rek le nit di policier di sosal nit te coow du jib Sénégal rek le nit di jël yàmbaa di ko dugal ci poche nit sacrifier ko yóbbu ko kaso te coow du jib plus que ñuy gis plus que ñuy tàcc plus que ñu naan c'est bon plus que ñu naan c'est extraordinaire rey ko tuer la massacre la li ñuy def lu ñu naan excès de gel lii la Ardo Gningue dund ci loxo gendarmerie bu Tivaouane colonel Sarr et incha allah dinañ ko porter plainte à partir de demain au niveau du procureur ñu nag amuñu ci yaakaar nag amuñu ci yaakaar de parce que nax sa bopp mooy ñu jàpp la dóor la ba ngay bugg a dee nga am yaakaar ni di nga am gain de cause ñun ñëpp xam nañ procureur bi ñun ñëpp xam nañ injustice bi ñun ñëpp xam nañ banditisme bi am ci justice bi justice à 2 poids 2 mesures justice kumba am ndey ak kumba amul ndey donc ñun bett ñu du ñu bett bu fekkee procureur bi lijjantiwul sañu plainte bi du ñu bett bu fekkee amul sans suite la du ñu bett parce que gis nañ fi junni dossier yu ñu rey seen doom rey seen i sët rey seen i jarbaat mu mujj ci bureau procureur jël xotti sànni ñun ñëpp xam nañ procureur ba ñun ñëpp xam nañ sale boulot bu muy dund ñun ñëpp xam nañ ni système la donc nañ porte plainte def lu ñu war rek sénégalais yëpp xam ni def nañ lu ñu war waaye dañoo ay bandi lañ fal ay bandi lañ fi teg yoo xam ni ñoom seen biir dañuy jàppalante buñ jógee ci l'histoire de Ardo Gningue ci live bi ñu daanu ci histoire boutiquier bi donc boutiquier bi lu ko waral moom mooy je vous avais expliqué que sama boutiquier wu kër bokkul ak man dara nag luwe rek la fa am sama biir kër dafa am benn néeg bu ma dëkkoon man foo xam ne néegu xar ya la woon ñu sàcc suñuy xar ma saax-saaxe ko dëkk fa ba ma fa dëkkee donc affaire underground bu ma génnee gàlle bi parce que man teel naa génn suñu gàlle demal sama bopp ci lañ jël sama néeg ba mu newoon néegu xar ya ñu defar ko mu doon boutiquier paa bi di ko loué am benn boutiquier bu ñëw foofu noonu loué boutique bi ma woote sama kër sama papa bi nga xam ne moom c'est un épris de justice bëggul injustice xamal ma ni boutiquier bi dafa subir injustice ma ne ko lu xew mu ne ma boutiquier bi sa yaay yow bi la jur ma ne ko waaw dafa toogoon ci mbedd mi sa tanta toog ci mbedd mi ñoom Ibou Diamé booy waa koñ bi toog ci mbedd mi parce que xam naa mooy atmosphère bi sama buntu gàlle la ñuy jotaayoo waxtaan et tout ça donc buñ toogee ci buntu kër gi di waxtaan policiers yi dañoo ñëw di xool ñu am masque ak ñu amul masque ña toog ca buntu kër gi yëpp kenn amul masque sama yaay solul masque sama tante solul masque booy Ibou Diamé solul masque ak yeneen booy nekk ci koñ bi kenn solu ci masque policiers yi ñëw nuyu dugg ci biir fekk boutiquier bi taxaw ci buntu boutique bi ñu ñëw laaj ko ne ko ana sa masque mu ne leen sama masque de dama ko fóotoon weer ko parce que am na boutiquier yëpp yi nga gis ay boutiques yi ñu luwee ci biir kër day am porte buy génnee ci biir kër gi ak porte bu nekk ci biti bu nit yi di jaar di jënd donc boutiquier bi ci boppam dafa fóotoon masque bi jour boobu noonu moom weer ko ci ligne bi ñu ne ko ana sa masque ñoom policier Kaolack gi mu ne leen sama masque ngi ne ci ligne bi ñu ne ko non du demee noonu waaw da ngay fay
30 000 mun leen déedéet ma aw ma 30 000 ñu may fay sama masque dafa tilim ma koy fóot mi ngi ne aw ma ñu ne ko da ngay tontu jël ko parce que mënuñu ko woon dóor foofu noonu commencé ko saaxe foofu mënuñu ko woon parce que y avait sama yaay à côté solul masque sama tante solul masque waa koñ ba ñuy waxtaanee foofu sama buntu kër kenn solu ci masque ñu ne ko danget rocci dugal ko ci oto bi ne ko da ngay fay 30 000 francs bu mu bañee nañ ko da ngay tontu sam papa moom mooy expliqué ñu jàpp ko commencé ko saaxe dóor këng dóor ne ko da ngay tontu tëddal ko ci biir oto bi teg ko ay tànk ñoom ñëpp policiers yi yanu ko yóbbu commissariat Kaolack dóor ko ay maliguli comme nuñ def ardo ñi ngi ba waa ji ne ba sañu boutique gàlle bi ne cocc na tàlleeku comme kuy nar a dee dóor ko ba mu tas ba pare jël ci moom 30 000 francs yuñ ko waxoon maanaam genre bu ñu la ko waxee da nga koy def boo ko deful gis nga ay dóor da la ciy fekk ay toroxal da la ciy fekk tëddal la teg la tànk yóbbu la noq la ba nga ne ñaret ba pare jël ci yow 30 000 après sànni la ci biti nga war a góorgóorlu wutal sa bopp paas pour dellu fa nga jóge ñun ñooy policier ñun ñooy bandi yi ñun ñoo am doole yi soit da ngay def luñ la wax wala dinañ la toroxal dinañ la torturer dinañ la noq te di nga def par force luñ la wax donc mieux vaut def luñ la wax comme yàlla bu ñëw sant la yàlla sax day santaane gars yi duñ ko def donc masque lañ ko yóbbee masque lañ ko dóoree ba muy bëgg a dee masque ba pare jël ci moom 30 000 francs bàyyiwaat ko mu góorgóorlu ba ñibbisiwaat bu mu ñëwee sam papa nee na ñetti fan déglu leen de ñetti fan sam papa moo may expliqué boutique bi ubbiwul boutique am ndax feebar ndax tas façon forote bu ne jënd na ko muus meeg ñeew geeg lu ne jënd na ko façon forote bu ne boutique sama waa gàlle jënd na ko ba mu ko jëndee benn booy boo nga xam ne day maase dafa jàng massage di maase waate Cheikh booy Cheikh Diallo lañu woo moom la woo di ko fay Cheikh di ko maase ñetti fan boutique bi mënul ubbi sam papa nee na da koy yërëm parce que ay basan lañ ko lalal mu tëdd foofu Cheikh muy fay Cheikh di ko maase fay na 30 000 yi toj nañ yaram bi dóor nañ ko ba muy bëgg a dee jënd ji na forote paasal na boppam jóge ci commissariat ba dem ñibbi n'est-ce pas ba mu yeggee aussi fay na forote jënd na forote fay na ku koy maasel loolu la boutique bi dund loolu ma def ko ci benn live wax ko ça a fait réactionner beaucoup de boutiquiers yi nga xam ne nag jóg nañ ne am na gis nañ ko ñuy waxal gis nañ koo xam ni moom du rax ca wax ja dara awul lum cay calculer yàlla la wóolu yàlla la yaakaar ragalul doomu aadama comme gis nañ mu waxu boutiquier te boutiquier yi ñun ñii ñëpp ku ci yeewu ci boutiquier yi ngay lekkee ci boutiquier yi ngay naanee boo sonnee boutiquier bee lay labal boutiquier bi et cetera donc boutiquier jar naa sant ndax ceeb ba nga lekk boutique ba nga ko jëndee boisson ba nga naan ci boutique ba nga ko jëndee biscuit ba nga jënd ci boutique bi nga ko jëndee mburu ba nga jënd ba nga xiifee ci boutiquier bi nga ko jëndee ton ba ci boutiquier bi nga ko jëndee et cetera donc boutiquier jar naa sant ndax Europe amul boutique yi ndaw yi nii nga dugg foofu ne yow labal ma Diallo labal ma benn gën waa libre mburu nga defal ma ci ton après nga defal ma ci ñaari nen nga defal ma ci mayonnaise yaakaar naa ni Sénégal ñoo am chance boobu ñu war a sant boutiquier yi donc boutiquier bi injustice bi nga xam ne sama biir kër sax laa ko gis sama biir kër sama yaay bokk ca keneen ak keneen bokk ca malgré que dundalee wuñ injustice kenn policier yi def loolu bàyyi fa sama yaay bàyyi fa sama tante bàyyi fa xale ya jàpp boutiquier bu dóor ba mu ne pat nangu ci moom xaalis sànniwaat ko kooku nekk ci dund ak dee muy injustice mu ñëw taxaw wax ko sama papa wax ma wax ko ci live bi parce que loolu metti na ko mu ndax bu sañoon bu ñu yóbbee boutiquier bi jël sama yaay yóbbaale parce que solul masque jël sama tante yóbbaale parce que solul masque jël waa koñ ba yóbbaale ñu toogoon ci jotaay ba parce que soluñu masque lu tax ñu choisir boutiquier bi ñoom policiers yi mooy banditisme mooy ñàkk ngor mooy wuyu mooy sàcc mooy arnaqueur mooy agresseur mooy violeur dañuy violer les lois et cetera muy lu doy waar li nga xam ni war nañ ci mën a taxaw seetlu def ay jàngat loolu nag boutiquier bi tax na benn boutiquier déggu loolu moom aussi interpellé ma xamal ma ni dund na injustice boobu. bilaay wala wa taala gars yi dañuy wax foofu rek wax rek
ne nga gis muy wax nga xam ne lii moom mooy loolu quoi billaay wallaay man Afrique man daf ma jaaxal quoi billaay wallaay Afrique yëpp man daf ma jaaxal man grand man xam nga lan laa bëgg quoi man dama bëgg Afrique yi ñu jël africain yi quoi Afrique ñu jox ko tubaabu yi again quoi billaay wallaay ñu colonisé ñu quoi billahi non beneen affaire la quoi yow nag yow imagine toi quoi fii lu muy mel man maa ngi nii damay liggéey confinement bi aw moo sax pay pa mais gars yi da la koy jox man dama doon toog di ruus quoi gars yi foofu di jooy billahi wallahi wa tallaay man comprendre moo dara quoi ci gars yi quoi billahi wallahi wa tallaay grand billahi wallahi xoolal maa ngi lay expliquer benn historique nii barke yàlla xoolal man mais Medina laa nekkoon rue 35 angle 28 foofu laa nekkoon di jaay ay magasin sama propre magasin gars yi ñëw service d'hygiène yi ñëw service d'hygiène de gars ñu xamante ne ñoom dañuy contrôler prix yi quoi ñoom ñoo fi ñëw quoi balaa ñu ñëw chaque mois man bu may ñëw damay jox ay 15 000 20 000 chaque 2 mois la lay ñëw quoi benn jour gars yi ñëw balaa ñu ñëw quoi man dama ko préparer ba prêt quoi ma ne gars yi bu ñu ñëw du ma fay dara billahi wallahi du ma ko préparer quoi gars yi ñëw fouiller affaire yi quoi magasin yi gars yi gisuñu dara quoi xam nga gars yi lu mu wax mu ne sa magasin bi dafa am poussière quoi mu ne léegi fayal mu ne du ma fay dara sa waay dem beneen jour next day moom dafa ñëw again mu laaj ma mu ne da ngay fay wala doo fay ma ne du ma fay dara mu ne loolu ngay wax mu ne waaw loolu laa wax mu dem 3e jour sa waay mu yónnee ma ay ñeenti car police billahi wallahi dafa mel ni man dama sàcc wala dama fen quoi gars yi ñëw direct. waaw contrôle économique et social lay wax quoi mais contrôle économique et social bu ñu ñëwee dañ ko doon bëgg a fay loo ne ko sa boutique bi daa poussière xool lépp mu mat ñu ne ko sa boutique bi daa poussière bëgg a jël ci moom xaalis mu bañ donc contrôle économique et social dem indi 4 caaru police pour ñu ñëw pour mu fay par force. tëjal magasin bi. tëjal magasin bi génne ma foofu quoi dugal ci oto bi xaw la gars yi luy ma def dama dugal ci oto bi rek gars yi tëdd ma foofu dugal ko sama tànk ñu jël seen tànk pour sama kaw billahi wallahi. mooy lu ñu def boutiquier bi bu nekk sama gàlle dañ ko tëddal ñoom ñëpp wër ko jël seen tànk dugal ko ci oto bi jël seen tànk yi tegale ko teg ko ci moom ci yaramam comme si benn xaj. wallahi man affaire man dafa ma jaaxal billahi wallahi koy bi yëpp génn nekk conni gañ ko jàpp dafa doon jaay trop dafa doon lii man waxuma dara billahi wallahi tey da nga gis gars yi foofu gars yi nu wax yooyu yéen ñëpp dañuy amee sama xaalis billahi wallahi mais man après man dama toog di xool quoi man lu tax may ruus lii di ruus fenn moom sàcc moo donc ci la kii feeñoo moom tamit xamal ni moom boutiquier la woon daa mujjee sax dem yoonam boutiquier la woon daa mujjee voyager yàlla dimbale na ko tey yàlla dimbale na ko laay wax mi ngi Angleterre am na fa soxna am fa njabootam mi ngi sant yàlla nee na mi ngi sant yàlla waaw parce que il savait que c'est pas un pays bu nit war a mun a yeewoo wala di fa màggee sax lu xaraam la baaxut donc il a heureusement nee na la mu amoon ci weccet taqale na ko taqale fay visa ba dem yoonam alhamdulilah mais gis ngeen lu mu si biir loolu moo tax nag te ñuy wane ni malgré que moom mi ngi koy si biir te ça fait même un certain temps te am na yeneen junni commerçant yu ko si biir je dirais commerçant dans sa globalité donc am koo xam ni fraîchement moom mi ngi nekk yëmbal moom daaw gis ngeen vidéo yi wala dañ leen koy tagalaat fekk nañ ko boutique am wàcc laaj ko 50 000 donc bu mu bañee ne leen awma loolu 30 000 laa am ci agression la mujjee ci banditisme la mujjee ci arnaque la mujjee maanaam li ñi doon wax ñi nga xam ne ñi boutiquier nga koy jooytu kii moom da ko mujj di sibiir daa mujj ñu jàpp ko dóor ko jaay ko doole nangu alal gi foxajal loxo bi moom tamit dañoo mujj ñun tamit wuti ji certificat médical porté ji plainte certificat médical porté ji plainte waaw donc dañ leen koy tegal pour ñu am paresse intellectuelle bi toujours dañ leen koy tegal pour ñu am paresse intellectuelle bi
parce que c'est important ñu leen koy tegal parce que du ñëpp a mun a am jotu xool ku ci nekk ak li la suñu borom bindee rek donc am na ñoo xam ne ñoom tayal nañoo dem xooli ay affaire wala dem gëstu ji donc luñ bëgg a xam sax boo deful ndànk dañuy dem laajte quoi léegi duñ jël temps lire wala gëstu wala bëgg a xam ay information ñoom lépp ci n'est-ce pas ci waaw donc pam vidéo baa déjà li après dama leen di njëkk a tagal bu ñu ñëwee pour nangu xaalis ci moom après fu mu mujjee bañ ko jàpp di dóor ba mujjee jël xaalis bi ci moom donc fii la tàmbale tak gaa yaa ngi ñëw band yaa ngi ñëw ñu ngi nii paa bee njëkk a ñëw paa bi moo njëkk a ñëw patente bi lañ doon laaj déglu leen de paa bi moo njëkk a ñëw ak maskam ak yooyu paa bi ne patente bi lañ doon laaj mbaa fay nga ko comment tu peux venir ci benn boutique yow nga ne yow mairie ngay liggéeyee nga ànd ak police ànd ak ay ASP ñëw di laaj patente bi lañ doon laaj ba xam fay nga ko patente bi lañ doon laaj dëkk yi développé di nga mus a gis benn autorité wala benn représentant de l'État buy taxaw naa la lii lañ la laaj ba xam fay nga ko wala fayoo ko donc ay vrai bandits de grand chemin ñëw nañ pour arnaquer ñëw nañ pour sàcc ñëw nañ pour trahir ñëw nañ pour voler le pauvre citoyen ñu seetaan paa baa ngi nii bandi baa ngi nii ak gangam bi dinañ ñëw après ba la xoolee ci ginnaaw ñu ngi nële taxaw ak ASP baak ñooñu ñi ngi taxaw di xool dañuy yónni le plus grand bandit pour mu dem sonde en attendant ñooñu ñëw réplique donc ñu seetaan ñu ngi nële ci ginnaaw 50 000 50 000 la yow 50 000 ngay fay waxul loi waxul code pénal waxul justice waxul benn règlement intérieur waxul indigul ba tey benn article l'article tel qui stipule que yow war nga fay 50 000 parce que lii ñaata la parce que langam waxul dara 50 000 ngay fay yow 50 000 ngay fay paa bi moo njëkk a ñëw laajte donc paa bi taxawee ne beneen bandi ñëw taxaw dugg si donc ne ko rek yow 50 000 ngay fay waaw mu ne amul 50 000 ñu ne ko non da ngay fay 50 000 yow 50 000 ngay fay yow 50 000 ngay fay donc ay bandi ñëw nañ te da nga koy fay àla kulli haal boo ko deful on risque de t'écraser comme ni ñu def sa morom yi te du mujj fenn parce que dëkk bi duñ jóg duñ yëngu waaw dëkk boo xam ne la ay camion ñoo toog seen kaw. non loolu boo ko def boo waa kay dama leen yëpp boo leen joxee 10 000 moom ñu bañ koo jël. affaire palantir moom benn moom dañoo liggéeyul dara quoi loolu mooy da ngeen il faut ngeen comprendre loolu tamit quoi. jox na ko 30 mu ne ko 30 dafa tuuti. xool leen nuñ taxawee bandi yi rek jël na 30 000 jox ko ne ko góor gi mu ne ko lii lan la mu ne ko 30 000 mu ne ko non 30 000 dafa tuuti maanaam indi ñu loi indi ñu dara luy wane ni am nañ droit ñu jox leen 50 000 banditisme extorsion de fonds ay xool leen cinéma bi am Sénégal xool leen banditisme bu am Sénégal niveau bi extraordinaire dirigé par Aly Ngouille Ndiaye te mairie yi amuñu droit d'exister parce que ñoom seeni mandat jeex na bu yàgg ña nga fa toog di lekk ay millions ci askan wi te seen mandat jeex na depuis 2019 la seen mandat jeex mairie yi amuñu droit pour wax racket banditisme paa bi ñëw na ñeneen ñi ñëw nañ jege si nañ donc ñaata la
30 000 non non dañ ko xeeb 30 000 non donc 50 000 la ñuy laaj seetaan leen bu baax. Sénégal ça se passe au Sénégal ce banditisme d'État d'agression de vol de violence de torture. chaque fois bi passé tamit gars yi dañ ñëw ñu xuloo amul waaw parce que dañu ko ñoom tamit am ko ñeemu boutique bu ndaw bi dégg nga lu mu ko wax mu ne ko déedéet bul ne dañoo xuloo def na ko daaw ñëwoon ngeen fi def ma lii ba ñu xuloo mu ne ko déedéet policier bi ne ko xuloo wuñu dañ laa dóor kon ñu nag yow amuñu xuloo dañ laa dóor dégg ngeen donc crime bi ñoom ñi ngi avoué seen crime xamale nañ ne yow boutique bi ñun ñëw nañ fi daaw jaay la doole nokku la ba nga ne ñocc donc xuloowuñu daaw dañ la nokku nangu affaire yi te dañoo ñëwaat pour nokku la nanguwaat extorsion de fonds dañoo ñëwaat pour nokku la nangu alal gi daaw ak moom jeex na ñu dégg. non non permet loolu dem na yaay si jàpp na ma parce que jox naa la 30 000 parce que da nga xool lu ñu war a fay location loolu la ñu war a fay patente si yoon fekkee si yoon la ñu nekk mais fekkee loolu oui. 360 000 360 000 30 000 360 000 nga fay fale nga di 30 000 comment la lay fay nga di da nga 30 000 nga fay fale day wax mo 25 000 la location am 300 000 francs pour daw bu 300 am magasin an bi ñaata la bu ko évoluer li ngay fay ci location 50 dégg nga boy fay ko moo gën wax yi gars do fay bu ñëw fi tamit ci ko mais loolu boo ñëwee jaay doole moom moo xamul loolu moo war boo ñëwee da ngaa war a ñëw si yoon man tam dama wéyal si yoon rek mais bi ñu ay xëy yàgg nañu liggéey nga ñëw dimbali mais da nga xam ndax dama war a mais du ko yow sax moo dafa lay wax nga wàññi mais boutique bu ndaw boutique bu ma ko def du benn tamit donc gis ngeen ni ñu ñëwee di négocier jël nañ seen temps donc daf nañ fa nu mu dee benn 15 minutes à négocier fayal 50 non daaw négocier wuñ dañ laa nokku te boo deful ndànk dañuy donc ñu continuer pas bi nu mu ñëwee gang bi nu mu ñëwee salaamaaleykum est-ce que fay nga est-ce que nangam donc question lañ ñëwee gang lañ ñëwee donc banditisme d'état gangsterisme international ñu demaat. mais du ko yow sax moo dafa lay wax nga wàññi mais boutique bu ndaw boutique bu ma ko def du benn tamit paa bi rocceeku na xool leen ASP bi mi ngi tëj boutique jàmbur xool leen ASP bi ci ginnaaw paa bi moom dem na bandi ba mi ngi taxawee na le indi na gars yi pour ñu agresser boy bi tëj na boutique jàmbur bi ASP ba tëj na boutique jàmbur bi wóo sàcc ya tëj na boutique jàmbur bi ci jaayum doole fekk na boutique jàmbur bu ubbeeku mu tëj léegi des ak moom ci biir fii tëj na boutique bi pour des ak moom ci biir nag ñu jaay ko banditisme nangu xaalisam par force léegi comme xam nañu bu ñu ubbee bunt bi askan wi mun nañ ñëw wala yuuxu mun na am donc pare nañ pour kill ko pare nañ pour éliminer ko tëj nañ ko nga xam ni xamuñu sax ñi ngi def vidéo bi ñoom tëj nañ ko pour l'instant pour toroxal ko pour nangu alalam par force léegi ñu continuer vidéo bi lii en live la nag live loo xam ni si biir semaine bii la amee ASP baa ngi ne le tëj na buntu ba ASP ba tëj na buntu ba mairie de Yeumbeul Malika la police de Yeumbeul Malika ñu ngi nii booy bi taal na lampam moom taal na lamp boutique xoolal tëj nañ ko tëj nañ boutique ba karaj tëj nañ ko est-ce que tëju na donc est-ce que tëju na xale bi wax nag naan El Hadj est-ce que jaay ma mango moom mi ngi jaay ma xaw ma lan booy bi mi ngi ci
porte kër gi la duggee parce que gis nañ policiers yi gars yi taxaw nañ foofu ak seeni oto pour arnaquer xale bu ndaw bi moom ndeysaan psychologiquement il a été choqué munul jaar ci buntu bi donc moom jaaree na ci buntu kër gi naan ko El Hadj Jaay ma ndeysaan xoolal xale yi rek lii sax dañ koy gis xale yi ndaw mineur di fekke banditisme bandi yi non mais c'est incroyable kenn du yar sa doom Sénégal kenn ndax ña war a defar sax ñoom ñooy traumatiser askan wa ñooy xoolal xale bii rek événement bu mu fekkee nu mu tuutitul xooluñu ko ci sax xalaatuñ ko sax li bu doon nasaraan mu xam ne ab xale ngi même buy bandi bu xamee xale sax dina xool nan la xale bi seeyee foofu noonu pour mu mun a def li muy def choc psychologique la choc psychologique ñu continuer léegi gis ngeen ASP tëj nañ butigu jàmbur bi instant yi tëj nañ butigu jàmbur bi ana paa bi ñëwoon di laajte moom seey na donc moom seey na taxawee na le gis nga fi nekk nii gisagoo fi policier benn ASP bu police su yëmbal Malika ak keneen ku nekk ci mairie bi ñoo tëj boutique bi en attendant ñu commencé bu ko dóor pour nangu alalam sàcc alal gi daw ñu continuer ubbil fii dégg ngeen def na ko ubbil buntu bi parce que booy bi grillage yi yëpp xam nañ boutique yi dañu am grillage donc comme tëj na pour ñu saaxe ko foofu waa ji tëj na moom grillage bi ñu ko ubbil grillage bi pour ñoom ñu dugg saaxe jël alalam daw sàccaale lu fa nekk daw parce que am na ku doon yooru comptoir bi donc buñ ASP bi en attendant gis nga yëfu banditisme en attendant ASP bi mun a waxtaan ak booy bi ne ko daaw jaaroon nañ fi da ngaa ñàkk jom rek mais gis nga lu ma la fi defoon bu ma la tegee décharge électrique bi dama la bëggoon rey nga rëcc ñëwaat na soit da nga may jox ma dem wala dama lay kil donc loolu la ko ASP bi wax au moment où ñoom xam nañ ni ASP bi boo defu nang dañuy cólle ñu def seen yëfu bandi léegi police beneen agent mairie bi moom moo wiiri mooy fu xale bi taxaw na El Hadj Jaay ma maanaam ci biir kër gi jaaree ci deuxième porte bi parce que xool leen dafa ubbi buntu boobu ñu tëjoon moom da koo ubbi en attendant moom ASP bi di wax ak moom du am jotu dem tëji beneen buntu bu ndaw bi te xamul fàtte nañ beneen buntu bu ndaw boobu xale boobu taxaw naa El Hadj Jaay ma ñoom mun nañ fa jaare donc am na keneen ki génn na kii nii xool leen ko tam sol mbaxana bu jaune bi day génn après mooy ubbi buntu bi ASP bi tëjoon buntu bi mais moom mooy ubbi buntu bi bu ubbee buntu bi day jaar ci buntu kër gi jaaree ci beneen porte bi pour mun a dugg nag c'est-à-dire ñu continuer waa jaa ngi wiiri xoolal ñi ngi xëccoog moom buntu bi fële ñi ngi xëccoog moom buntu bu jëm ci kër gi sàcceey comptoir bi lay ubbi sàcceey comptoir ba mu ngi ubbi comptoir ba ubbi nañ beneen buntu ba wuub sàccee ñu ngi ubbi comptoir bi comptoir ba lay ubbi pour jël xaalisam police baa ngi ni gis ngeen garaat bi police ba ñëw na keneen ñëw na kii gisu leen ko ci woon ñëw na mi ngi nii gis ngeen donc kuñ gisoon benn paa ñëw na seey ci champ bi ASP bi ñëw ak waa mairie bi kenn ki en attendant muy nalawal keneen ki wiiri na ci beneen buntu bi tak gis ngeen benn policier ak deux baretam donc dugg nañ ci kii bi dañoo bëggoon ubbi comptoir am tibb la fa nekk daw dem seen yoon de vrai bandits de vrai bandits vous avez affaire à de grands malfaiteurs on y va sors yow yaay génn ñu ngi koy génne boutique am tëj nañ buntu bi encore tëj nañ buntu jàmbur bi
dugg nañ envahir nañ boutique bi ñu ngi koy génne foofu lañ koy génnee kaay donc génn fekk nañ ab boutique jéem nañ laal comptoir ba mu daw rayanteeg ñoom léegi jël nañ ko moom ci boppam pour évacuer ko génne ko boutique am tëj nañ boutique bi des ci biir donc dañ koy génne moment bu ñu koy génne tëjul comptoir am donc dañuy tibb la fa ne sàcc affaire ya vérifier vite fait boutique bi racket jël lépp luñ mën a jël en attendant léegi dañ koy yóbbu boutique bi wax na démb ci live bi yóbbu nañ ko dañ ko dóor ba muy bëgg a dee 30 millions yi moom rek la leen jox ba maire boobu di jéem a négocier moo mujjee génne 20 000 mottali ko en attendant moom boutique bi bu ko amee mu fay ko donc dañuy continuer. xoj nañ ko ñu ngi koy dóor di leen ko dóor ñu ngi koy dóor génne nañ ko sama xaalis ñi ngi jël xaalisam ya yóbbu nañ ko donc yóbbu nañ ko foofu lañ ko yóbbee dugg nañ ci boutique am jaay nañ ko doole bëggoon ubbi comptoir ba sàcc la fa ne paqueté nañ ko xoj nañ ko policier ba ñëpp gang ba ñëw nañ jël nañ ko nag rawale dugal nañ ko ci oto ba foofu nag du escanté nañ foofu nag lañ ko dóoree ba loxo bi rëq foofu lañ ko dóoree ba yax bi déplacé wu fii n'est-ce pas déplacé wu photo yi wan naa leen ko démb dañ ko dóor ba mu ne taj jël 30 millions comme maire bi mi ngi suivre action naan bàyyi leen ko bu leen ko dóor maire boobu moo dem lijjanti 20 000 francs ci këram lañu la waaj a loué boutique ci këram la waaj a loué boutique donc maire bi moo ñëw pour sauver ko foofu noonu parce que yóbbu nañ ko ci bopp koñ ba yóbbu ñu ko commissariat ci bopp koñ ba di ko fa escanté maire bi bu mu gisee ni ñi ngi bëgg a rey booy bi di dóori liif di ko escanté di ko dóori ay kurfeñ donc ba loxo bi déboîté wu n'est-ce pas articulation bi déboîté wu ci la ñu maire bi daw ñëw xam ni léegi ñu rey ko ci la génnee 20 000 joxe pour ñu bàyyi ko ne leen ngir yàlla bàyyi leen ko ñaan pour ñu mun a libérer boutique bi gis ngeen lii mi ngi am ca yëmbal ci semaine bii mi ngi am ca yëmbal bu boy bi paree nettali ma sa mésaventure nee naa ko duñ ko bàyyi mu sedd léegi jël ko yóbbu ko ca police ba nga porter plainte boy bi bind plainte yóbbu ko ca police ba ne leen yéen seeni élément ñoo ànd ak la mairie xammee naa leen bu baax ñu ànd ak la mairie n'est-ce pas de yëmbal Malika ñu fekk ci sama boutique sàcc sama alal dóor ma ba muy bëgg a dee daw yaa Ndiassé kuñ naan Ndiassé koo leen dégg kuñ naan Ndiassé ku nekk ci mairie bi yaa le policier Ndiassé yaa aussi Diallo de la mairie ñoom la jàpp seen tur yaa Ndiassé bu nekk police bu yëmbal kooku moo ko génne boutique am rocci ko yóbbu ñoo sàcc alalam foofu noonu yaa aussi kuñ naan Diallo bu de la mairie parce que naan Diallo ñu ngi ko doon wax foofu Diallo dégg na Ndiassé donc ñooñ ñoo ko jaay bandi bu mu demee ne leen xàmmee naa leen ñoom ñëpp ku ma tegaloon ma xàmmee leen parce que yàgg nañ ci sama boutique bi ñëw nañ ak pénitent ak ASP bi dóor nañ ma ba ñu bugg a dee nangu nañ samay alal sàcc nañ sama alal tam daw ñooñu ne ko non booy porter plainte comme mairie bi nga amal affaire demal nga lijjanti ko à la mairie nan la ñuy porter plainte ci mairie c'est du jamais vu loolu musul am donc mu wax ma ko ma ne ko jëlaatal plainte bi comme ñoom waa yëmbal n'est-ce pas police yu yëmbal n'est-ce pas Malika dañoo refuser plainte bi kenn du plainte ci mairie jëlaatal plainte bi nga yóbbu ko Caaroy police yu Caaroy booy bi jël otoom dem police yu Caaroy pour déposer fa plainte bi waa police yu Caaroy xool xam ni kii ay policier lay nar a plainte te mafia organisé la ñu ne ko non ñun fii Caaroy taw bi dafa nangu commissariat bi ndox mi gis nga ni mu fi bare donc ñun amuñu jotu lijjanti kenn benn plainte demal nga lijjanti ko ak ñoom lii la ko police u Caaroy wax booy bi jëlaat plainte am na ma grand police Caaroy nee nañ talluñu ma lijjanti wuñu plainte ndox mi taw bi daa nangu seeni commissariat la ilaha illallah
ay waay man bu ma yàlla laajoon du ma dëkk Sénégal bu ma yàlla laajoon du ma fa juddoo waaw li ma doon nag dinaa ko doon mooy musulman croyant et cetera mais du ma juddoo Sénégal du ma fa dëkk du ma fa sax xam bu ma yàlla mayoon bu ma demandé woon sincèrement wan ma tuuti tarfatal ay nit ci Sénégal du ma fa dëkk du ma fa juddoo du ma fa màggee barke alxuraan c'est mon plus grand regret quoi waaw la baax ma nga fa di baax war naa mën a dëkk feneen juddoo feneen fu baax ba pare di référé wu ca la baax foofu ak feneen ñu jàpp ko ñu jógee commissariat bu Thiaroye ma ne ko demal nga déposer ko commissariat bu Pikine ñu demaat commissariat bu Pikine xool xam ni policier la ñuy porter plainte ñu ne ko ñun mënuñu laa jëlal sa plainte parce que da ngay dellu cay yëmbal Malika nga déposer fa plainte parce que fa nga dëkk déglu leen commissariat Pikine lu ñu wax buñ gisee ni kii nii ay policiers ñoo ko torturé ñoo ko dóor ba muy bëgg a dee ñoo ko toroxal ñoo sàcc alalam ñoo arnaque donc ñoom mënatuñ ci def seen loxo ñu ne ko alors da ngay dem ca police bañ la agressé wala ca mairie ba nga porté mu ne leen foofu dem naa fa ñoom nee nañ jëluñu plainte dem naa Thiaroye ñoom nee nañ taluñuy plainte donc ñëw naa fii pour yéen ñu ne ko déedéet ñun mënuñ ñu laa jël sa plainte da ngay dem soit ca mairie ba yi la agressé maanaam da ngay dem ci agresseur ya ñu jëlal la sa plainte lii lañ ko wax donc ma ne ko comme léegi dem nañ yëmbal Malika ñu bañ dem nañ Thiaroye ñu bañ pour jàppalante seen biir dem nañ Pikine ñu bañ ma ne ko demal ci procureur donc ci la demee ci procureur déposé fa ñu binda plainte même plainte bi dem déposé ko pour monsieur le procureur après mu jox ñu reçu comme quoi que déposé nañ fa plainte moo nekk nii ab kayitu simple xoolal procureur ba kayitu simple xoolal bu ñu dagg ab kayit bu ñu xotti le procureur bi waaw ñoom maanaam bureau procureur wan ñu ne ñoom recevoir nañ plainte bi tamponné ci mi ngi nii parquet du procureur courrier arrivé date le 24/8/2020 sous le numéro de 5410 ab feuille lañ xotti dóori tampon ndeysaan xool leen lii de ci bureau procureur la jóge de pour ngeen xam ni du dëkk bu baax amu leen dëkk bu baax du dëkk bu nit war a mun a yeewoo ba fay fanaanee parce que procureur ci boppam bu dee moom bureau déposé fa plainte ab feuille lañ xotti xool leen nuñ xottee feuille ab feuille lañ xotti dóor fa seeni tampon bind lii sa waay lii mooy Sénégal ah dem leen ngeen def plainte France ba xam bureau procureur dina xotti ab feuille jox la dem leen ngeen def plainte Japon wala Corée wala Singapour wala États-Unis wala Belgique wala Espagne ba xam bureau procureur ab feuille la ñuy xotti nii dóor fa seen tampon bu procureur bind fa complété ko ak seeni big bu la jox la lii de mooy bureau procureur lii la ñuy wane recevoir nañ sa plainte lii kuñ ko jox nga xam ne du dëkk bu baax nekkoo ci dëkk bu baax juddoo woo ci dëkk bu baax dëkk bu xaraam nga juddoo dëkk bu bon qui tente à disparaître et qui va disparaître tôt ou tard dëkk boobu nga nekk parce que dëkk bu baax procureur ba duñ doxe nii bureau procureur lii dina fa génne lii dina génne pour wane ni procureur recevoir na courrier bi lii c'est catastrophique te dëkk yëpp am na police des polices Espagne am na police des polices police buy juger police fii nii ñuy wax ni am na police des polices Canada gii États-Unis am na la police des polices police dafa bëri en France feneen foo dem dëkk yu baax yëpp am na police des polices police boo xam ni moom policiers yi rek lay lijjanti plainte bi policiers yi boo amee plainte moom police des polices nga koy envoyé ñoom ñu toppatoo policiers yi ñooy dàq policiers yi teg leen choc di leen juger di leen noq ci kaso yi la police des polices Sénégal nag ba fa amee ñun gisuñu ko moo ne Italie moo ne fépp fu dëkk bu baax rek dëkk yu baax yépp donc Sénégal duñ sa enregistré plainte da ngay ñëw ñu bindal la ko yëre benn cahier bu ngand cahier yi ngand yooyu noonu rek sur le registre de nangam monsieur Ablaye Ndiaye déposé na fi plainte nangam xotti seen benn feuille simple xotti dóor tampon yow bindi complété jox la nga dem sa yoon donc ngeen xam ni monsieur le procureur tam jot na plainte suba Ardo Gningue va déposer la plainte aussi au niveau du procureur muy ñaari plainte yoo xam ni outrage violence agression vol
armé vol armé parce que dañoo armé wu vol armé extorsion de fonds bavure policière excès de gel torture non assistance lépp am na ci plainte boobu ñi ngi xaar monsieur le procureur pour une deuxième fois boutiquier bi porté na plainte Ardo Gningue dina porter plainte yaa ngi ak suñuy plainte malgré que wan nga ñu ni du ñu am sax réussir parce que plainte bu ñuy boo xam ne pour recevoir une plainte da ngaa xotti ab feuille dóor sa tampon sa benn nit bu ko neex tampon boo xam ku ne mën na ko defar dóor ak tampon jox benn nit bind ci sur le registre de 5400 nangam mu dem yoonam donc merci monsieur le procureur donc mais ñu ngi lay xaar foofu bu fekkee mënoo ñu fajal suñu soxla rek mënoo ñu fajal suñu extorsion de fonds mënoo ñu fajal suñu outrage bavure policière crime injure excès de gel torture mënoo ñu ko fajal après nag ñu dénk lépp yàlla suñu borom te xam ni tôt ou tard da ngay dee te xam ni tôt ou tard ñii dinañ dee te xam ni tôt ou tard jugement dernier dina am soit di ngeen ko fay fii wala di ngeen ko fay feneen donc voilà monsieur le procureur bàyyi nañu donc lii moo ne woon waxtaanu démb dugal nañ ci boutiquier bi waaye dugal nañ ci Ardo Gningue lii la ñu résumé ci li am au delà des boutiquiers et cetera et cetera mais nag injustice bi yemul foofu ñëpp xam nañ ni suñu doomu ndey suñu xarit suñu mbokk patriote suñu mbokk sénégalais buñ naan Assane Diouf moom aussi dafa subir lii parce que dañoo xëy fajar ci lu musul yaakaar ay police ñëw tëb miiru këram dajji buntu ba fekk ko biir muy nalaw mu yeewu ne bëri teg live am te xam ni bandi yi ñëw nañ yi nga xam ni du mus a am impunité moo am Sénégal du mus a am jugement naan ko ubbil buntu bi ci ñi nga xam ne solo ñu tëni dajji buntu néegam fekk ko fa jaay ko doole agressé ko dóor ko monote ko sànni ci kaso bi te boobu ba léegi vraiment ça va faire bientôt 3 mois kenn waxul ci kaam kenn lijjanti ko kenn xoolu ci ay mbiram man j'ai essayé d'interpeller benn autorité de la République sénégalaise parce que xam naa leen je l'ai envoyé un message sur le cas de Assane Diouf bërki démb ne ko mais son excellence vous pensez quoi sur le cas de Assane Diouf lan ngeen ko toppee ak lan moo waral boobu ba léegi mënu leen àtte wala wax ci kaam monsieur Assane Diouf li ma tontu c'est clair bëgguma woon teg audio mais damay lire lu mu wax bu ma dégloo audio bi parce que audio laa ko yónnee mu tontu ma ci audio ñoo ko kidnappé pour lui montrer que dañ koy gëmloo que le peuple jarul xeexal que le peuple gëmuñ la sa combat bi eggul fenn que tekkiwoo dara kenn topp la te jarulu loo leen lenn ña ngay xeexal tey gis nga anañu kan moo jóg ci sa kaa kan moo wax ci sa kaa dinañ la jàpp ba heure bu ñu neex ñu bàyyi la te dara duñu ci fekk dama copier audio parce que bu ma ko tegee ñëpp nañ xam ban autorité la donc te bu boobaa dootuma amati information donc lii la tontu nee na ñoom ñoo téye Assane Diouf ñoom ñoo ko fa bàyyi ci seen doole dinañ woon Assane Diouf que ñoom ñoo ko mën dinañ woon Assane Diouf que ñoom ñoo ko ëpp doole dinañ woon Assane Diouf que ñoo ko gën a nekk bandi fuuf nañ def ba rocc ko États-Unis indi ko dóor ko ci kaso bi damm tànkam double fracture téye ko fa 1 an et quelque sànni ko ne ko noppiwul ñoo ko jàppaat ak seeni doole ba ko wàccee États-Unis ba wàcce ko Sénégal noq ko ci kaso bi damm tànkam double fracture dóor ko ba muy bëgg a dee torturer ko téye ko fa 1 an et quelque doole boobu moo ko fekkaat biir këram mu toog fa di nalaw ñu yee ko génn ko rocc ko mënate ko yóbbu ko torturer ko dóor ko ci kaso bi autorités yi nee nañ ñoom dinañ won Assane Diouf ko ñoo ko ëpp doole ñoo ko gën a nekk bandi dina bàyyi di leen saaga par la force di wax lu ko neex par la force dinañ ko yar ba mel ni liir buy doogu judd ñoo ko kidnappé
pour lui montrer que ñoo la ëpp doole ñoo la ëpp fit doo toog di def say live di ñu saaga nu mu la neexee dinañ la won ni ñoo la gën a nekk wuyu fuuf te dinañ la gëmloo ni amoo nit kenn topp la nga yaakaar ne nit yi dañ lay follow ay sama baay faale sama loolu dinañ la won ne amoo tus doo dara ñoo la ëpp doole ñoo la gën a mun a raak dinañ la nokk ci kaso bi ba heure bu ñu neex ñu bàyyi la lii la autorité de la république bi tontu ma ne ko ah te dinañ ko jàpp ba heure bu ñu neexee ñu bàyyi ko te dara duñu ci fekk ma ne ko atte yàllaa gën atte nit ki loolu laa ko mujjee tontu atte yàllaa gën atte nit ki pare ci donc ngeen xam ni Sénégal lii moo fa téye Assane Diouf lii moo fa téye Assane Diouf waaw wane nañ seen doole seen kattan seen mën-mën saaga nañ askan wi wan nañ ne ñoom faalewuñ askan wi te ñu ngi xaar kenn ci askan wi di jóg du wax muut la ñuy def ñu nokk Assane Diouf ba nu mu leen neexee toroxal ko bu fu toroxal yem nokk ko ci kaso bi séparé kook njabootam séparé kook jabaram séparé kook doomam séparé kook yaayam séparé kook seen waa koñ séparé kook ñëpp te coow du jëpp bal du tàkk suuf du yëngu ndigg du ne gikk yax du ne kàkk te kenn du jóg yëngu lii lañ wax nee nañ ñoom moom doole ki waaw buñ jógee ci loolu ma tegal leen tamit beneen njaayum doole bu doy waar bi nga xam ni am na fi te bàyyiwu leen ko xel léegi dañuy njëkk a dem ci live bii ma woon leen ngeen seetaan Sénégal yaakaar naa ni kenn xamul ni kenn umpalewul corruption bu fa ne kenn umpalewul njaayam doole bu fa ne loolu moom ay cas la ñu leen di woon rek pour vous rappeler c'est juste pour vous rappeler mais kenn umpalewul ni lii la ñëpp di dund ñëpp ne ñoom sax moom la ñuy dund waaw ñoom sénégalais sax moom la ñuy dund mais comme pare wuñ donc voilà nañ subir rek te noppi nañ subir te noppi waaw nañ subir te noppi quoi waaw ñu États-Unis di fippoo ñoom si seen policier ba ñu may leen jàmm wala ñu may leen jàmm na France fippoo ci seen policier ba ñu may ba jàmm am ba tey jii ñu am possibilité am yenn yi ñun Sénégal comme pareeguñ ko nu Mali fippoo ba am jàmm jooju noonu bu fekkee Côte d'Ivoire si moom sax guerre sax am na fa donc lii nii je pense que vous vous rappelez ma tegal leen ko donc ngeen seetaan bon voilà. waaw lii tax na yaram. barki yonent bi. wala kasa kaw nu mel. wala ma kasa kaw nu mel rek. ndox yaa ngi ba si biir néew yi. barki yonent bi. waa sàmm tuwaa moom yërëm naa ne ñu ngi fee si biir. kenn nelawul. wala ma junior ndox baa ngi ba si zone bi pare pour liggéey rek barki yonent bi. lii kaso Kaolack la. liggéey rek wala ma sama doomu ndey ko crédit sow ndox baa ngi ba si zone bi. lii kaso Kaolack la. maison d'arrêt et de banditisme de Kaolack. wala ma sama doomu ndey waa chambre 3. les chambres la de. les chambres yu prisonniers yi di yeewoo la. ndox baa ngi ba si zone bi. actuellement nii kenn nelawul dem ñu foofu di dem mais autorité nañ jàpp si Kaolack doxul chambre yi fees del liggéey rek. donc lii mi ngi xewee ci kaso Kaolack ndox mi nangu kaso bi kii ni nag muy ndaanaan mu won ñu live and direct lu xew ci kaso Kaolack yi mu won ñu live and direct la am ca kaso Kaolack ba ndox ma nangu kaso lii digg kaso Kaolack la
te gis ngeen école itam démb inondation bi nu mu nangoo salle de classe yi élèves yi waaw di def seen examen ci diggu ndox mi bu ma ko bëggee woon ay booy canadien ay sénégalo-canadien parce que malgré que seen papa ak seen yaay yi c'est des sénégalais seen doom yi juddoo fii donc mais xamuñu Sénégal dem fa vite fait ñëwaat ma ne seen papa yi ak seen yaay yi est-ce que duma woon ñii pour ñu jàng ci vidéo bi ñun suñu doom yi Sénégal lan la ñuy dund xam nga lan la seen papa Sénégal mukk bu leen ko won loolu traumatisme la loolu choc la traumatique boo leen ko wanee suñu doom yi xamal leen ni ñun ñoom seen morom yi juddoo am manque de chance juddoo Sénégal lii la ñuy daj ak lii la ñuy dund loolu mun na def choc ci ñoom ba nga xam ni ay choc psychologique yoo nga xam ni mun na répercuter ëllëg na ma ngir yàlla yii moom yàlla nañ ci yàlla musal nañ koy dégg rek nañ koy dégg mais xale yi moom buñ ko gis ñun xam nañ la sa dëkk mais xale yi nga xam ne yàlla may na leen chance ñu juddoo feneen fu dul Sénégal juddoo ca Canada ñuy respecté leen am seen i nationalité di dund jàmm di nekk ci ay écoles yoo xam ne dañ leen di jox lu ñu lekk jox leen lu ñu naan ñu gouvernement bi di leen toppatoo di xool xale yi est-ce que dem leen jàngi amuñu droit bàyyi tànk amuñu 16 ans n'est-ce pas ñooñu bu leen won li nga xam ni vraiment mun na leen def choc loolu la ma seen papa ak seen yaay yi wax ma leen kon wax ngeen dëgg bu fekkee bu ma leen wanee vidéo yi seen moroomu Sénégal yi nga xam dañoo manqué chance seen bàyyi juddoo leen fële ak seen yaay yi bu ma leen wanee ñun suñu doom yi nga xam ne ñun pauvres yi suñu doom yi nga xam ne ñun Sénégal lañ juddoo ak la ñuy dund ci biir examen yi ñoom ñëpp seen tànk yi di fee ci ndox mi n'est-ce pas ñiy bind psychologiquement xool leen choc boobu noonu musuma gis loolu di jàng di def examen sa tànk yi nekk ci biir ndox mi madame bi tànk yi nekk ci biir ndox mi monsieur seen tànk yi di féey ci biir ndox mi ngeen di féey ci biir ndox mi toll leen ci nu mu tudd ci ndigg ngeen di def examen c'est du jamais vu c'est du jamais vu papa yi daal ne ma ñun daal bu ko woon suñuy doom s'il te plaît comme yàlla toroxal na Sénégal bañ toll ci niveau boobu ngir yàlla sauver ñu nga sauver suñu doom parce que bu ko sauver suñu doom moo tax juddoo jëluñ suñuy doom ñu juddoo Sénégal dañoo wut sañuy soxna ñafe dem kaaw am sañu nationalité indi sañuy jabar ñu amal ñu doom fii ci dëkk yu baax yi suñu doom yi sauvé wu ci nationalité am seen nationalité yu high level mun a dem fu leen neex yore seen i passeport waaw ñun comme ñun décidé nañ ñafe ba génn ci dëkk ba ñafe ba am suñu nationalité pour sauver suñu doom ngir yàlla sauver leen ci enfer du Sénégal bi bul jëlaat suñu doom di leen tëmbalaat psychologiquement ci enfer du Sénégal bi donc ma ne ko kon nag ngeen baal ma wax ngeen dëgg vous avez parfaitement raison donc dañuy déglu ki nga xam ni tey ci kaso ba il a tout fait pour ngeen sauver wu ci vidéo bii ma leen won nii ki ko def xam nga wane na boppam nëbbatuwul kooku bu mu ko defee parce que fii léppay leer fii léppay leer bismillah ñu déglu lépp dina leer amul lenn luñ fi nëbb il faut que société bi yow il faut que askan wi fippu il faut que askan wi xippi defuñu ko ci Senghor rey na ay doomu aadama fi tiire seen kaw tiirelul seen kaw Abdou Diouf pareil Abdoulaye Wade même chose 15 morts Senghor rey na une vingtaine de morts ñum tiirelul seen kaw policiers yi tiire leen suñu maam yi Abdou Diouf pareil def na ko fi Abdoulaye Wade 15 morts Abdou Diouf am Macky Sall la ngay continuer donc loolu ñun ñii juddu dernier juddu yi ñun ñooy taxaw faay mu jaral ñu suñu bakkan mu jaral ñu pare pour suñu askan même bu dul ñii di ñeneen ak ñeneen ñun on est prêt te dawuñu tiituñu ragaluñu amul lenn lu ñuy tiit lu ñuy ragal képp ku ragal dëgg képp kuy daw dëgg bul live bul ma jege bul ma déglu bul ma seetaan képp ku ragal dëgg képp kuy daw dëgg képp kuy calculer nit man calculer ma nit man yàlla laa ragal képp kuy ragal nit bul ma déglu képp kuy daw nit bul ma déglu képp kuy calculer nit bul ma déglu man yàlla moo ma ñor 42 morts Senghor tiiralu seen kaw rey ay doomu aadama ñu déglu lii bismillah. Asalaamaaleykum mon frère Cheikh Magal nag mu tiitaro maa lay bëgg bër waaye di la mastaw nag di la mastaw quoi affaire bi doy na waar yee man publié woon naa ko ba defoon ci live affaire boobu si woon na trop sax bay woote aide pour gars yi mën a jàppale prison Kaolack mais yow li nga ci def dafa doy waar yow bu la ko yàlla fayee te xéwal kese la parce que c'est grâce à toi vidéo boobu noonu grâce à toi gars yi gis ko ba tey ji sëriñ boobu jël ay pompe may prison bi
jël alalam may prison bi may leen ay lal ak leneen ay bonne volonté yi ñëw ñoom tam participer tu vois mais bu doon tey vidéo boobu noonu defoo ko tey loolu yëpp du ci am mais tu as fait une gestion participative loolu noonu amoo solution yi régisseur bi amul solution yi garde pénitentiaire amuñu solution yi mais le fait que bu ñu ko defee tey solution feeñ na fa loolu dañ la ko war a sant dañ la ko war a gërëmee mais gis nga rek hiérarchie bi affaire banditisme la quoi da ngay reeba sonn da ngay fay ñafe am formation génn xam nga di bëgg a doxal mbir yi loyalement ci ngor ci jom ci fulla mais duñ la ci bàyyi quoi dañuy mel ni ñoom bëgguñu ku baax ñoom bëgguñu ku baax quoi saa boo fi ñëwee pour jubal pour leeral pour dëggal sax dañ lay wàcce quoi dañ lay toroxal dañ lay wàcce wala ñu yàqal la voilà ñoom bandi lañ bëgg quoi bandi buy def sale boulot yi bandi boo xam ni luñ ko sant lay def luñ ko wax lay def tu vois sans broncher sans analyser ñoom daal ay animaux la ñuy former quoi ay animaux ñoom bëgguñu ay homme de tenue gor ay homme de tenue yu am jom bëgguñu ay homme de tenue yu am fulla bëgguñu ay homme de tenue yu réfléchir di utiliser seen cognitif non ils cherchent à avoir ay xaj ils cherchent ay chiens yi dressés yi nga xam dañ leen di yónni ñuy dem di matt population yi di attaquer population yi mais c'est du jamais vu c'est du incroyable le Sénégal c'est incroyable vraiment ñu ngi lay mastawu quoi ñu ngi lay mastawu di la wax ni stay real maintain rek bu la kenn ak bu la dara jaral parce que àdduna am na waaye yowmal xiyaam am na bu la kenn yónni wala yabal ci lu bon wala yàq loola askan wala lëndëm loola askan wala détourné loola askan ci lu bon ci ñaawteef voilà sachez que yéen ñëpp ci askan wi ngeen bokk te tôt ou tard da ngeen di dellu ci askan wi ku ci liggéey bu wàccee day dellu ci papaam ak yaayam c'est des citoyens simples ay frères am ak i sœurs am c'est des citoyens simples ku ci nekk xam ni ci kër gu mu jógee ña fa ne bi ay citoyens lañ n'est-ce pas ci ñooñu tamit bu liggéeyee ba wàcc ci ñooñu lay dellu donc bu reyee ñooñu la rey bu dóoree ñooñu la dóor bu toroxalee ñooñu la toroxal ni ma budul papaam ak yaayam aussi mi ngi toroxal papay jàmbur ak yaayu jàmbur wala frère jàmbur wala sœur jàmbur loolu yëpp jar na xalaat te yomal xiyaam am na te yàlla suñu borom dina juger à la kulli àll ku ci nekk dina la juger ba nga foog ni yow kese di la yàlla sàkk big up bro jaajëf. merci grand wax bi rafet na macha allah bon amatuma dara lu may wax bon tu as tout dit xam nga dëkk si dëkk war koo defar war dëkk si dëkk war koo sàmm pour ñoom comme ni nga wax rek billaay ñun ñëpp on a vécu ça quoi on a vécu ça bon comme ay li nga wax rek di lay côté banditisme bi la ñuy gën a soxla que un agent loyal un agent droit un agent travailleur non ñoom bëgguñ loolu quoi parce que bon tey ñoom mi ngi mel ni ñoom man vidéo du ma ko publier mi ngi mel ni ñoom seen sutura laa xawee mi ngi mel ni ñoom seen doom laa leen réel waaw man j'étais sur le point ñu dàqoon ma parce que ñëwoon naa après bon coow li bëri ma ñu wax sama papa damay bàyyi liggéey bi dama koy bàyyi parce que liggéey bi kenn xamul lu mu doon quoi parce que loolu def naa ko pour détenu yi def naa ko tamit pour agent yi ñun parce que rafetul foofu xam ne ay fosse septique la yow yàlla suturaal na la bu mosoo dugg kaso bon mais say ñi nga daan joobal am ñu si xam kaso bu baax kaso kaw rek surtout am na fosse yi amuñ couvert ndox bi dafa fees ba muur fosse yi waaw déchets yëpp génn ginnaaw kër gi yëpp génn si biir ci biti si kaw ndox bi détenu yi amuñ fu ñu tëdd ndox bi dugg seen néeg yi ba fees del ma ñëw di appel sama yaram daw billaahi ba ma koy def sax tey moo ma envoyé ko sama hiérarchie ma putaan ma ko jël ñëpp ko wan sama hiérarchie jël ko tamit wan ko hiérarchie bon affaire bi jékki-jékki mu law fépp mais man nag lañ ci rek sama ndigg bon hiérarchie ñu bàyyi leen parce que ay officier lañ bon ay gradé lañ bon sant yàlla li nga wax rek sant yàlla sëñ boobu ñëw foofu di ma laajte gars yi ne ko non booy bi nekk fi fekk tëbal nañ ma bu yàgg bon alhamdu mais dem rek pap non dem mooma tey pap Alé mi ngi may envoyé message ne ma booy sa vidéo bi gis naa ko mais maa ngi ciy dox ay gis ngeen ko def lii vidéo bu mu wane pour wane la réalité pour wane li am pour wane dëgg sacrifié nañ ko tëral nañ ko rendi ana Sénégal ana ñu partagé woon vidéo ba ana coow la ñëpp xam prison bi la fa am
man sax partagé woon naa ko defoon naa ci live coow li jib Serigne Mboup gis affaire bi jënd ay matelas jënd indi ay ay produits pour nettoyage jàppale leen jël ay millions jox kaso bi laajte waa ji fekk sacrifié nañ ko fekk dàq nañ waaja bu yàgg yóbbu nañ ko toroxal nañ ko tëral nañ ko rendi te lu mu def moo waral tey Serigne Mboup yëg vidéo ba moo waral adduna bi yëpp jooy mais moom sacrifié nañ ko chaque jour moo wax leen loolu ku jóg di xeex ñi sa Serigne Mboup yónnee fa ay pompe may na kaso bi ay pompe may na leen ay produits nettoyage pour ñu pomper ndox mi ba pare raxas kaso bi man boobu sax waxoon naa jàppale leen kaso bi parce que kaso baa ngi mel ni fu ay mbaam xuux di yeewoo sax kaso bi ay nit duñ fa yeewoo ndax mbon ndax yàqu-yàqu ndax matt ndax fel ndax yoo ndax mbóot may leen ay matelas may leen ay pompe may leen ay garabu yoo may leen ay pompe baygon lu neel Serigne Mboup may leen ko kan moo ko waral ki def vidéo bi bu mu laajee ki def vidéo bi dañ ne ko kooku noonu ñëwul fekk boobu rendi nañ ko bu yàgg te jël na vidéo bi yóbbu ko ci chef hiérarchique yi jox ko ñëpp nañ def action mais moom balaa waa ji sauveur bi nga xam ne moom c'est grâce à sa vidéo que sauveur bi ñëw sauveur boobu noonu ñëw muy Serigne Mboup moom fekk na moom lekk fees nañ ko ba lekk ko ndeysaan lii mooy Sénégal alors moom perte na moom pare na ca waaye ñeneen ñoom ñi nga happy ña ngay bégee ñi ngi noonu lii mooy Sénégal ndeysaan cay Sénégal jéego yoo xam ne mooy loolu mais mu ñor mu xam ne yàlla nalawul yàlla jeexul tamit ma ne ko non yéen da ngeen baax rek waaw xam nga yàlla ndeysaan ñu baax nag mënuñ bëri quoi yàlla moo def loolu foo dem ci mbir am na ñu baax am na ñu bon mais ala kulli aal ñu bon ñooy ëpp mais yéen maa ngi seen ginnaaw yéen loolu leen def rek noonu la billahi yàlla sàmm leen taxaw leen jàppale leen combat bi ngeen ni mën a nii ngeen am ci ndam quoi yéen kenn du yéen xam naa waaw dañ ko affecté ci àll bi dañ ko bëggoon dàq dañ ko doon dàq mais moom sax dafa bëggoon démissionné dañ ko bëggoon dàq moom sax il était prêt parce que wax na ko ay parents ne man ça suffit quoi comme ñii liggéey bi ay xaj lañ bëgg ay xaj yuñ dressé ñi attaqué population ba ay bandi ñoom dañu bëggoon laver l'affront parce que ils se sont dit que kii pourquoi muy génne la réalité moom mu jàppoon ni lu baax la woon pour ñu jàppale leen mais dañ ko mujjee toroxal moom wàcce ko yóbbu ca àll ba te parce que heureusement mu dee ba xam ne dañ ko woo pour dàq ko dafa def démission am tegal leen waaw donc ñu xam loolu ñu ne bu defee démission am donc kon moom dañ naan moom moo ko def ñu profité ko sànni ko ci àll ba pour toroxal ko doy na waar waaye kéemtaane na ñu yeggali. Ablaye Faye kenn xool yéen la ñu ko fay quoi parce que yéen vraiment kenn fayu leen bon kenn defu leen dara mais yéen a ngi taxawal baadoole bi yéen a ngi taxawal néew li doole bi te kaso grand dafa nekk lu yéeme kaso soo nekkee borom xool mënoo koo liggéey man nii dañ naan ñëw copain ñoom yow job bi du sa job parce que job bi c'est pour ñu sadik ñu def yi ñëw mais ko non bu leen wax loolu ñu mel ni man ñoo manqué ci town bi bon nit ki soo ku nekk kaso rek kooku musiba la léegi soo bëggee jël beneen musiba teg ko ci kawam da nga koy rey moo tax bon mënu moo yàgg kaw la parce que dëkk ci dëkk bi donc dëkk ci dëkk bi nit ñi xam la di la taxaw di la demande ay njekk mënoo mayee njekk visite tax mënoo koo mayee soo mayee visite ñu bañ ñu tàkk sa kaw genre yooyu dafa métti mais sant yàlla kontaan naa ci yow bu baax grand jaajëf. donc juste pour xamal leen donc waxtaan la juste pour xamal leen ni kii lii la si biir képp kuy def lu baax Sénégal dañ lay sacrifier bu la peuple bi sacrifié wul gouvernement bi système bi sacrifié la peuple bi ñëw tong-tongee sa yàpp c'est-à-dire soit gouvernement bi moo lay rendi fees la bon saam yàpp yi peuple bi ñëw jël ku nekk yóbbu wàllam dem ñu dem mooy benn xeetu peuple bi du ñëpp nag quand je dis peuple bi c'est une quasi-totalité quand même il y a des exceptions toute règle a une exception mais benn xaaju peuple bi bu la gouvernement bi boo doon xeexal peuple bi gouvernement bi tëral la rendi daggata la fees la saam la benn xeetu peuple bi ñooy dox mooy ignorant yi
mooy innocent yi mooy imbécile yi mooy inconscient yi moom mooy lâche yi moom mooy traître yi ñoom ñooy daagu ndànk jël sa saamu yàpp yóbbu dem rek donc noonu la demee waxoon naa leen l'affaire Nafi Ngom Keïta waxoon naa leen l'affaire Taz waxoon naa leen mi ngi nii boutiquier bi pénitencier bi ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ni dañoo sacrifié wu pour éveiller des consciences mais la ñu daj mburu daj ko ci fuur waxoon naa leen l'affaire Assane Diouf et cetera et cetera il y a trop de victimes tout est victime au Sénégal waaw c'est juste une frange du peuple boo xam ne dañ ñoom bari nañ mooy lâche yi mooy imbécile yi mooy intellectuel lâche yi nga xam ne dañoo jaay seen ngor ndax weccet et cetera et cetera donc ñii lii la ñu daj mais chaque jour nous on est là pour réconforter ces soldats pour jox dooleel leen pour wan leen ni ñëpp bàyyiwuñu leen am nañu fi des am na ay gor yu fi des am na ay ñu am jom ñu fi des am na ñu valeur ñu fi des ñoo xam ne ñoom duñ trahir ñoo xam ne ñoom duñ wane ginnaaw ñoo xam ne ñoom ils sont prêts à tout et ñooñu noonu il faut man je parle à leur nom di leen réconforter di la wan ni yàlla jógu fi donc loolu laa koy wax nii donc loolu laa koy wax. waaye doom de mais kontaan naa wax ji am na solo donc ma vraiment dalal quoi parce que man loolu laa gëm gis nga fii kaso boobu xam naa ko bu baax a baax xam naa yow jamono ji mu fay ñëw sax nekkoo foon kaso boobu noonu même samay frère sax daaru nañ fa parce que sama benn frère bu newoon ci affaire cantakoon yi xam nga daane woon nañ ko rëbës ma loqati ko rëbës parce que man dama yàgg liggéey ci kaso yi ay affaire Noël en prison ay affaire waaw donc nu mu demee nii ok ça se voit that's fine muy bouger un peu donc on va continuer vite fait lu may teg après ma génn dox yi soxla ñëw ci éclairage bi un peu après on va fermer ce live vite fait donc fan laa tolloon maa ngi jégalu dama doon bouger vite fait pour naan tuuti air maa ngi woon ci biir quoi ok on va écouter ça. waaye doom de mais kontaan naa wax ji am na solo donc ma vraiment dalal quoi parce que man loolu laa gëm gis nga fii kaso boobu xam naa ko bu baax a baax xam naa yow jamono ji mu fay ñëw sax nekkoo foon kaso boobu noonu même samay frère sax daaru nañ fa parce que sama benn frère bu newoon ci affaire cantakoon yi xam nga daane woon nañ ko rëbës ma loqati ko rëbës parce que man dama yàgg liggéey ci kaso yi ay affaire Noël en prison ay affaire la réinsertion sociale ay indi ay sëriñ daara ñuy jàngale ci prison yi dama ci liggéey ba presque dem mun naa la décrire prison wu Rebeuss mun naa la décrire prison Liberté 6 mun naa la décrire prison wu Kaolack boo dugg boo mbattaloo noonu boutique ba terrain bi lépp mun naa la ko décrire xam naa chambre yëpp ay lu mu tuddati ay zinc la chambre yëpp laa xam sama rakk ma bokkal ndey ak baay dugg dafa yuus sama beneen rakk ma bokkal ndey ak baay dugg dafa ci ay affaire xeex ak ay fippoog ay affaire yooyu noonu xeex ak benn coy donc foofu xam naa dugg naa fa maintes fois tu vois boobu cantaako ni bu ñuy mujj et tout foofu min naa ko quoi maîtrisant ba booy yi ñuy jëlee woon ay Rebeuss di leen transféré foofu dama leen doon suivre di leen topp tu vois ci réinsertion sociale yi ñoom panquette et cetera bon voilà pour dire que li ngay wax nii c'est trop vrai mais gis nga affaire yi gëm yàlla rek delloo ko te doyloo ko yàlla nag dañ koy gëm delloo ko lépp doyloo ko moom day atte wallahi la azim fii adduna bi mun na yàgg mais allah kulli aal suñu borom dina atte par la force dina atte lépp te lépp dina tegu naa lool lépp ñoom la ñuy def balaa ñoo dee dinañ ko gis lépp les ordres viennent d'en haut moo tax chaque jour bu gars yi di wax ma leen bu leen attaqué gars yi bu leen attaqué suñu frère policier bu leen attaqué suñu frère gendarme yi bu leen attaqué suñu frère pénitencier yi defuñu ci dara ils sont sous des ordres dañu am luñ topp donc ñooñu mënuñu leen wax lii ñu def la mënul nekk kon dañ leen dàq wala ñu tëj leen ci kaso yi wala loolu ñi ko fi def yëpp dañoo démissionné ñi nga xam ne dañoo bañ lii dañoo démissionné que ce soit juge dem ci justice bi dafa démissionné que ce soit muy militaire bi booy kii lu tëdd ji
booy bu mujj bi nii dama fàtte turam sax militaire bi colonel kii booy boobu noonu dafa mujjee démissionné et cetera mais xoolal balaa moo démissionné France la jàngee mais bu mu fi ñëwee dañ ko jàpp tëj ko te créer ko après ñu dàq ko mu dugg ci politique bi et cetera juste dem dugg ci politique bi donc ñoom politiciens yi ñoom ñooy def sale boulot yi ñoom ñooy commandité crime yi ñooy def lépp ñoom ñoo koy def donc boo ci nekkee réew te xam ni yomal xiyaam am na te xam ni allah kulli àll ak loo mun a def fii ñu la gënoon nekk faax ñu la ëppoon doole ci pénitentiaire bi ci corps pénitentiaire bi ñu la ci gënoon taxaw ñu la ci gënoon maîtriser tey ji yàlla suñu borom jël na leen waaw ñu fas yéene na nag war a affronter ak moom ci dund goo xam ni dootul jeex bokkul ak dund guy jeex donc lu waay nekk na ci xool yàlla lu waay di def na ci xool yàlla boo ko defee rek génn ci te yow ndam ngay am de billaay wallahi allah kulli àll ndam ngay am bul tiit dara bul ragal dara duñu yàlla duñu yenentu duñ Sëriñ Tuubaa duñ Alaaji Maalik duñ Baay Ñas duñ tuus duñ nix fii Abdou Diouf fi ne woon jóge na fi ak ay nitam Abdoulaye Wade ñëw jóge na fi ak ay nitam Macky Sall day fii jóge ak ay nitam keneen dina ñëw te dina fi jóge ak ay nitam yàlla rek a fi dul jóge donc suñu borom rek a jar a nattu suñu borom rek a jar a bàyyi xel suñu borom rek a jar def te moom rek tax loolu ku ko def doo ko rëcc billaay wallaay leer laa lay wax moo tax ma ne la go ahead gëm ko continuer nekk ci la nga ne bul nangu injustice bul nangu ñu def loolu sale boulot parce que yow man xëy na sa yàlla du la ko laaj ñu naan non kee moo ma waxoon danaa la majeur nga wala doo majeur bu la ko kay di wax majeur nga mais ba nga ko defee yow yaa ko def parce que majeur nga bu doon mineur ñu wax mais majeur dañ koy jugé ci ay actam bu même buñ ko def looy dañ koy jugé ci ay parce que doful bu mu koy def naanul sàngara bu mu koy def tàggoowul ak sagoom bu mu koy def xam na bu baax li muy def donc yow daal kontaan nañ ci yow quoi bul ragal dara bul tiit dara wóolu yàlla jiitalal yàlla kese. dëggantaan ndeysaan li nga wax ni dal na xel bu baax te wax bi tamit teggi ni na quoi wax bi rafet na trop ndeysaan bu ko nit ñi jotee nag ñëpp daanaka lii lañ wax ñu si ragal yàlla dëgg lii lañ wax quoi lii lañ teg sama loxo mais di si sant yàlla bu baax lu mu si bëggoon am naa ko gaa yi bàyyi xel kaso kaw la xam ne kaso bi lii la détenu di dund lii la gàddi gi di dund waaw lu mu si bëggoon am naa ko sant yàlla quoi billaay temps yi kii moom waram oo xam naa ni war nga ko du mais ndax li nga def waaw parce que kaso yi moom yaakaar naa ni parce que pour ñun la sax du pour yéen waaw yéen li ngeen fay liggéey li ngeen fa mënti am ñun mënuñu koo am yow soo ñëwee ba def loolu defoo ko pour yéen mais pour ñun ngeen ko defal quoi moom tam wax ci wax ju rafet billaay nekk sama waay nag di ma nemee ko bu baax yow moom tamit kenn du yow moom xam naa yàlla su la yàlla fayee sa xol moom doo sonn fii doo sonn fuñ jëm quoi incha allah te yàlla dina ko def si kàttanam ndax li ngay def nii moom yombul li ngay def nii yombul moo yoon bi métti na sori na mais sant yàlla yàlla dina la fay sa xol barki yorente waaw vidéo ñëpp a ngi koy rafetlu waaw combat bi tamit xam nga ñëpp a ngi ciy jàpp yal na la ko yàlla yomb. amin yow aussi maa ngi lay ñaanal yàlla la suñu borom taxawu yàlla la suñu borom sàmm yàlla la suñu borom aar ña lay bëgg a yàqal wala ña lay jéem a gàllankoor yàlla na leen suñu borom gàllankoor yàlla na leen suñu borom wàcce lépp luy bon lu ne bëreet jóg jëm sa kaw yàlla na ko suñu borom wàcce yàlla na leen suñu borom gàllankoor yàlla na leen suñu borom gàllankoor fii ci kaw suuf balaa ñoo dee ñoom ñëpp gis ko mu dal ci seen njaboot dal ci seen lépp luñ bokkal yàlla na leen suñu borom ñëpp ñuy yàq ñëpp ñu bon ñuy jéem a gàllankoor ku baax ku jóg pour askan wi yàlla na ko suñu borom gàllankoor yàlla na leen suñu borom toroxal fii ci kaw suuf bañ ne tott ba duñ mun dara ba pouvoir bu ñu am ak lépp duñ ci mun tus yàlla na leen suñu borom won boppam képp kuy gàllankoor ku jóg pour xeex pour askan wi képp kuy gàllankoor ku jóg pour baax pour baaxal askan wi ak baax képp kuy jéem a éveillé te yàlla tax ñu koy yàqal yàlla na ko suñu borom gàllankoor kon nag sama gars yi maa ngi leen di siyaar di leen màggal di leen ndamoo te di leen tiitaroo di leen wax ni à bientôt incha allah lépp luñ ci jublu nag mooy ngeen xam yéen sénégalais ak fépp fu mu ngeen munti nekk ngeen xam ne lii am Sénégal ngeen xam ne lii mooy daw Sénégal mooy li ngeen yëg mooy li ngeen yëgul mooy li ngeen gis mooy li ngeen gisul
jàpp leen du benn du ñaar du ñett te du ñeent cas yi mat na 2 fukki junni cas saa yu ñu ko dugalee Facebook def live am junni yu ñëw ne dund nañ lu mel ni wala lu ko raw wala lu ko gën a pire am 2 fukki junni yoo xam ne bu ñu ko dugalee YouTube dañuy fekk foofu ne waaw man dund naa lii man dund naa lu ko raw wala lu ko gën a pire donc c'est juste des cas d'école ay exemple la ay particularités pour ñu généraliser ko ñu xam ni la quasi-totalité de la population sénégalaise dañuy vivre injustice dañuy vivre jaayum doole dañuy vivre ci dañuy subir banditisme d'État dañuy subir kidnapping dañuy subir lu ñu naan violence dañuy violence policière dañuy subir ay outrage ay reewande saaga dañuy subir ay crime ñu ngi leen di rey suñu doom yu bëri suul nañ leen ak suñu papa ak suñu yaay yi yoo xam ne policiers yi boo mooy homme de tenue yi ñoo leen rey mën naan homme de tenue yi dañuy subir excès de gel reewande googu ñuy wax noonu mooy ils sont arrogants ils sont insolents n'est-ce pas dañuy subir ay torture et cetera ak ay non assistance yi nga xam ne ñiñ fi teg ñu homme de tenue yi homme de loi yi pour ñu sauver ñu ñooñu mujjee toroxal donc ña ko wax ak ña ko waxul ña ko gis ak ña ko gisul Sénégal sincèrement la fi am la nit yi di dund chaque jour choc la chaque jour moo tax kenn wéru Sénégal kenn wéru kenn kuy dox wéru ils ont tous subi des chocs post-traumatisme ñoom ñëpp am ay traumatisme ay post-trauma ñoom ñëpp ils subissent maanaam ay choc psychologique au-delà des chocs physiques ñi ngi subir ñoom ñëpp ay choc psychologique kenn wéru ci ñoom ñëpp a feebar ci bopp parce que buñ ko boo ko dundul gis nga ko koy dund boo ko dundul dégg nga ko koy dund wala yaa ngi romb ñuy waxtaanee ku subir ay injustice chaque jour que Dieu fait il faut pas oublier le cas du commissaire Sangaré. Vous n'avez pas oublié le cas du commissaire Sangaré. Vous n'avez pas oublié le cas du policier El Capo Thiès dafa ray nit dem yoonam tey jii mi ngi ci police bi ba léegi El Capo est toujours policier chef même ñu yokkal ko gradam commissaire Sangaré c'est maintenant il est gradé di gérer ay fonctions coow jibul bal taakul su fi yëngul. Il faut pas oublier aussi Cap Skirring la gendarmerie a tiré sur la population juste dañ doon laaj eau potable à côté tubaab yaa ngi exploité luñ naan la Casamançaise muy ndox eau de source naturelle yoo xam ni ci à côté population ba ñi nga xam ni population riverain bi mooy waa Cap Skirring dañ doon réclamer ndox ñu tiré leen ay balu fetal réel gendarmerie bi. ana gendarmerie bu leen tiré bal fetal réel ña ngay dox seen soxla casé nañ leen feneen ils sont devenus des chefs des supérieurs alhamdulilah ñoom ña ngay dund loolu. bërki démb ca Kaolack tout le monde a parlé ñëpp jooy ma def laay wax leen ni benn waaye chauffeur buñ tudd Franco moo fiir xale ba nekk ci dund ak dee ñu yóbbu ko hôpital vous vous souvenez très bien Franck ma ngay dox ay soxlaam il est toujours supérieur dooleel nañ ko yokk nañ ay gradam donc chaque jour que Dieu fait ngeen gis Assane Diouf il a subi cette injustice ñu ñëw këram dajji buntu këram dajji néegam dugg ci biir jàpp ko sànni ci kaso bi ba léegi coow jibul bal tàkkul suuf yëngul donc bu ñu fi nekkee di jox ay exemple duñ fi jógee combien de morts la police bi def ana commissaire Sangaré chef ana El Capo chef mi ngi dox ay soxlaam ana Franck bu fiir booy bi chef Cap Skirring la gendarmerie ñi tiré population bi chef ñi nga xam ne dañuy wone loolu ils sont dañoo mujj jël leen ñii ñi dàq leen ñii ñi rendi leen ci kanamu askan wi ñii ñi sànni leen ci kaso yi ñii ñi yóbbu leen ci àll bi ñu dem servir yi donc mi ngi noonu ñaar rek fi am nga xeexal askan wi pare pour doon sacrifice parce que képp ko xeexal askan wi sacrifice nga parce que dëkk bi askan wi pare wuñ donc képp ku leen xeexal dis-toi que sacrifice la sacrifier la maanaam immoler sa bopp taal sa bopp doog a dem taal sa bopp doog a dem képp ku pare pour taal boppam doog a dem xeexaloo askan wi képp koo xam ne taaloo sa bopp essence sotti sa boppam taal dox dem attaqué gaaya pare woo
bu fekkee da ngaa bëgg a dund rek am na la ngay bëgg a lijjanti moo tax mooy ñiy combattant yi calculer fii wax fee bàyyi fii raay fii yenn wax yi duñ ci wax yenn wax yi dañ donc ñooñu parewuñ mais population bu parewul nga leen di xeexal loolu mooy nga immolé wu nga immolé wu loolu Sankara moo ko doon wax une population qui n'est pas prête bu yow boo paree pour xeexal leen dis-toi que yow déjà sacrifié nga donc lii moo am Sénégal lii moo am ci réew mi lii moo daw ci réew mi rawatina nag ak leneen ak trafic de drogue bi xam nga am na ci ku ci am overdose dee ci ak leneen Sénégal lépp nga fa càgga banditisme d'état drogue sangara mooy le premier pays importateur d'alcool en Afrique de l'Ouest 6e pays corruptible et corrompu 12e pays mondial corruptible et corrompu banditisme d'état agression vol violence lépp nga Sénégal di daw à vitesse exponentielle donc soit nga pare pour dee rek war nga daw leen ñu jël sa kër la fa nekk yëpp ravager la fa nekk dem seen yoon kon nag sama gars yi salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh peace and love ñu yendoog jàmm